Le Sénégal, à votre attention s'il vous plaît. waaw partagez leen ko gars yi, partagez leen ko natas. Ambassadeur depuis Paris from Kër Ndiaye Lo. Sénégal gagne 1-0, but de Sadio Mané. Spécial live avec votre serviteur ambassadeur depuis Paris from Kër Ndiaye Lo. ñu ñëw ci débriefing bi. waaw kon mu ngi noonu gars yi ñu ngi leen di ziar di wax na ngeen partager live bi. waaw kon nag mu ngi noonu jaa ngeen jëf ambassadeur depuis Paris from Kër Ndiaye Lo. ñu ñëw ci live bu am solo nag bi nga xamante ne xanaa ñu tegal leen rek kii bi. salaam. allez partagez. waaw kon mu ngi noonu spécial live avec votre serviteur ambassadeur depuis Paris from Kër Ndiaye Lo. partagez gars yi tey c'est la victoire c'est la fête. Le Sénégal a battu le Zimbabwe. waaw mu ngi noonu. jaajëf Sadio Mané moom moo dugal bii bi kon nag mu ngi noonu seen réaction nag la ñuy xaar. allez boobu match bi lan la ñu war a améliorer ndax kontaan ngeen waaw wala déet macha allah ce premier match ba pare ñu ne honte aux militants de Pastef de Ousmane Sonko qui souhaitait la défaite au Sénégal parce que les joueurs avaient pris le terrain. dëgg la pour prendre le drapeau. partagez gars yi partagez leen live bi. kon nag que pensez-vous de cette haine entre Sénégalais soi-disant patriotes ñu ne ay patriotes lañ dëkk Sénégal ba pare ñoom waa kër Ousmane Sonko. gars yi partagé leen ko live bu am solo la ñu bëgg a waxtaan. défaite équipe nationale bi Sénégal di ko wax naan yàlla nañ leen gagné seen premier match bi lu nekk ñu wax ko loolu nag moom la ambassadeur bëgg ñu waxtaan ak yéen képp ku bëgg a participer nag nga bës numéro bi 00 33 7 53 21 89 00 33 ayca partagé leen ngeen dugg indi seen réaction 89 kon nag moo nekk noonu mooy live bi leen oo ngeen ñëw dugg si waaw le Sénégal vient de gagner ambassadeur di leen si wax waaye nag avant dañ leen looy wax rek fata bayam ayca déglu leen militant waa kër Ousmane Sonko yi dañ doon wax avant match bi pour bëgg ñu am defet kii zéro dañ ko indi dégg nga am na benn waay boo ko waxoon ba leen Macky Sall moo leen jox dara ko xamal ne kii bi di ñëw di jël terre bi di dugal tubaab bi ci joueur yi ci biir terre bi di wane dégg ngeen askan di souffrir fii nii yal nañ leen dóor ci dégg ngeen taliban yi ñooy wax lii de Sonko yi ñooy wax lii de 2000 xamoo ban année la coupe d'Afrique bi fii la nekkoon mbéy feex Macky jël na ndam li Macky jël na coupe bi yàlla def Algérie no dégg ngeen li nga xamante ne moo ñoom mooy li ñuy wax jëmale ko. yal nañ leen dóor ci. waaw acca ñu jël réaction gars yi benn par benn. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam. waaw Serigne Khadim Seck ñu ngi lay ziar. delloo ziar nag. waaw yaa ngi en direct avec votre serviteur ambassadeur depuis Paris from Kër Ndiaye Lo lan mooy sa réaction ci match bi. ak ñi nga xamante ne. xanaa di rafetlu sa waxtaan wi. waaw. ginnaaw mu ne ñëpp. waaw ñu ngi lay fay. sant ñëpp itam. ñu ngi lay fay bu di baax rafetlu saa bu ne maa ngi si déglu. waaw ñu ngi lay kontaane bu baax sa liggéey rafet na si réseaux sociaux yi. yàlla na la yàlla taxawoon noonu. amiin amiin amiin. li ñu mooy. bu fekkee dañoo jóg ñoom di ñaan. waaw. waa kër ñaan yàlla bu fekkee nañ. ñoom koy seen jàmm ak jàmm Sénégal fii ko. waaw bëgguñu Sénégal yi. dëgg la. ndax Sénégal foo bëgg ku ne. lépp loo xam ne jëm si nag. waaw. daa war a ñaan ñu si jote. wallaahi ak moo mën a ñaane. dëgg la. mais nag loolu moom seen doxalin la yàgg nañ ci. yàgg nañ ci loolu moom ñëpp comprendre nañ seen problème. dëgg la. xam nañ ne dem nañ ba xam ne ñoom seen bopp. dem nañ ba xam ne ñàkk nañ lépp. léegi leen defe nag mooy léegi ñu bañ a réew mi bañ a am jàmm moo leen def. bu leen réew mi nag tekk ci loolu. dëgg la. li may ñaanal mooy. Sonko bu ko nit ñi fekk si ci réew mi fekk si ci jàmm ñàkk jàmm jooju. ñàkk jàmm ji mu bëggal Sénégal. waaw ndax ku ko gémmiñ di ñàkk doo wax jàmm. waaw niru na waaw niru na ngeen gëm yéen day nàcc. baadu mu nekk moom de mu ngi def ay campagne laaj amoon bu fekkee amoo leen loo may laaj. waaw yow tey jii avant léegi nan nga gisee match bi waaw nan nga gisee match bi Sénégal ak yow bu dee dañoo war a améliorer lan lañ war a améliorer tey match bi nan nga gisee ne kontaan nga si victoire bi waaw wala déet yéena nga leen ko. non kontaan naa trop. waaw Sénégal moom lépp am na lu fi jëm si la lu fi jëm lu fi dugg si pour jëriñ Sénégal. waaw kontaan naa ci loolu. yal na leen yàlla may ndam yal na leen yàlla taxaw. allahumma amiin waay. taxawoo ko suñu président ñëw. waaw mais nan nga gisee ay sénégalais dëkk Sénégal
yow nga ne campagne électorale rek moo tax nit ñëw nga ne joueurs yi dañoo dugg ci TER bi du moins léegi dem jëli ji drapeau nga ne nag joueurs yi waruñu woon a dugg ci TER bi kon yàlla bu ñu gañee yow parce que yow Sonko nga àndal parce que dafa waatoon ne bu Macky Sall duggee ci TER bi dem jam ñaaju ñëwaat kon moom du sant ci Sonko ndax affaire boobu ak élection yi di ñëw jar na équipe nationale lu ñu bokk lu ñëpp bu dee coupe la bu dee ndam nga ne ngay ñaan ne yàlla bu ñu ko jël di ci ñaan ne di ngeen dem ci ay sëriñ te premier match bi dañ koy perte ñoom waa Sonko yi di nga wax tegal nañ leen audio yi. xam nga TER moom. waaw TER moom da seen problème la. TER mooy seen problème TER bi ba mu tàmbalee daw ba léegi seen problème la. ñoo ci TER bi dem nañuy bàyyi xel nañuy ñëpp ñi directeur TER bi ak ñi xam ni état bi dañuy bàyyi xel TER bi. ndax bañ ñu man gëm naa ne bañ ñu sax teg jaar ci yoon waa def fa dara pour TER bi am problème. waaw. ndax ñu TER yi am jàll. seen wax yëpp loolu la bi ñu def mooy. waaw seen patron waxoon na wax joo xam ne amul. waaw. kon lu mu leen jaral lu nekk rek pour seen patron la mu waxoon mu am. waaw. dañ koy def. dëgg la. mais li fekkee ne TER bi dugg équipe bi dugg ci TER moo leen naqari. waaw. loolu leen naqari ndax bu fekkee ne Sénégal lañ bu fekkee Sénégal mais nag doon suñu Sénégal ndax ay Casamance lañ wax ne moom lañ bëgg a doon ay kii dañoo bëgg a doon seen réew bopp. waaw dañoo bëgg a ber seen réew bopp waaw ndegam seen réew bopp lañ bëgg a ber nag. kon luy daw Dakar duñ bëgg loolu sotti. ah wax nga dëgg xam nga bu fekkee dafa bëgg mooy boppam. waaw. léegi def Casamance réew boppam ci waa Casamance nanguwuñ ko. waaw moom mu bëgg loo boppam. waaw léegi domoom yi ànd ak moom nag duñ bëgg loolu. waaw nga dëgg de. loolu wax ni de xam nga tey mu ngi mel ne tey. waaw man tey ma ne woon tey TER bi du dox. du fee dox. waaw. ñu naan man la Touba kat TER waru faa jógee sama TER bopp laa bëgg Touba. xam nga TER Dakar nag du ma bëgg mu dox la. waaw wax dëgg. li doog la xamal leen li dafa. kii dafa xam ne li xamul mooy yàlla lim dogal ci nit ki kenn mënu ci dara. dëgg la. dëgg la. ñu ma benn waay ñooy affaire ñooy pël yi kon tey. waaw maa ngi comprendre bu baax comprendre. ñoom sëriñ lañ gëm du nekk di maam dugg ci sëriñ ci Casamance dugg Fangam. sëriñ Tour kii moo leen kii. waaw moo ci lañ nekk ñoom. dem pour saboter daal ñoom pour ñu bañ. waaw pour saboter ci yàlla noppi na. dëgg la. dëgg la yàlla moom noppi na bu yàgg. dëgg la yàlla noppi na. waaw kon nag léegi bu ko yàlla nag léegi yow foo jëm. ah doy na waar. doot nga dëgg la ñoom bu ñuy wax ba nekk bu ñuy wax du yomb soobee yàlla. waaw. dëgg ñoom. waaw dañuy def. àll ji di àll jibaan la ñuy wax àll ji jibaan la ñuy wax. waaw. ñoom daal de. léegi nag yàlla moom yàlla moom da lay bàyyi waxal rek boo déggee waxal rek moom ñu tege ko. non li nga analyser kañ dafa am solo. li nga analyser xam naa dinañ la si mere. waaye nag ci àll ji baay mooy mu neex yàlla mu naqari yàlla ñoom loolu la ñu wax. waaw. waaw. yàlla nag moom boo paree boo waxee ba pare yàlla lay xaar. waaw. taxaw di la xaar yàlla moom saa bu pare rek moom pare na bu yàgg di la xaar. nee na man maa la njëkk a pare. te man si léegi nag moo tax yàlla mel ni dañuy saa su ne. yàlla moom yàlla bu ko moom yaakaar naa yaa ngi balay jeex rek. dëgg la. ci ñoom fi ne yàlla lañu nekk ndax yàlla mooy dogal. waaw. yàlla mooy def lu ko neex mu def ko. wallaahi. waaw kon mu ngi noonu gars yi. dëgg la ñun ñëpp àddina bépp bu ñu jàppul Sénégal gépp bu ñu jàppoon bëgg Macky Sall wàcc ci yàlla dugg ko du def. dëgg la. lu ndaw la yàlla def lu ndaw la yàlla def Macky Sall toogaat. dëgg la. dëgg la. dëgg la. kooku nag mën xëccoo moom ci dara. wallaahi jaru ko. xoolal Idrissa Seck mii rek lu ne wax nañ ko fii lu ñaaw lu ne wax nañ ko. billaahi. dañoo jàpp baat daa feebar ak rey nañ ko dee naa lu ne. billaahi lu nekk tuumal nañ ko. lu ñoom est-ce que ñoom liñ def moom Idrissa Seck def na ko. déedéet kay. dafa ko est-ce que seen parti ñoom li parti bi seen ñoom ñi xam ni ñooy def lu ñaaw li ndax ñu wax dëgg yàlla ñu baax nga fa. waaw am na ay benn yu baax yu fa nekk. am na ay ñu baax wax dëgg yàlla am na ñu baax mais am na ñoo xam ne. waaw ñoom dañuy boo waxtaanee ñoom sax dañ lay wax ne la.
dañ lay wax ne la ñun topp ñu songo nangam pour li ñu koy toppee mooy ñàkk liggéey waaye suñu amul lu ñu jàpp ba tey ban nañ ñu ngi naat la appel à état Sénégal. waaw. mu gën a jàppale xale yi ndax xale yu bëree ñuy jàpp ñuy topp Sonko. waaw. ñàkk suñu jëm doo ko tax ñu def. Tambambalu mooy waa mbedd mi SDF yi. waaw ak sans ambition ak sans objectif. waaw sans objectif waaw mooy ñi amul objectif. mooy ñi amul objectif. en tout cas li nga wax am na solo ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax si kii bi. waaw ñu ngi sant ñoo lay sant di sant François Hélène bi Mamati Fall. waaw Mati 3 Pommes gars yëpp. ñu ngi kenn du ko taal. waaw bëgg a bàyyi ñoom ñëpp. day sant di xaalis teg Sadaga la. waaw Touba jërëjëf. xaalis teg Sadaga Touba ñu ngi lay jaajëfal. am na solo intervention bi am na solo mu nekk pertinent waaye man na yow intervention bi sax bu fi yemee neex na waaw bu fi yemee sax neex na acca ñu continuer nag si réaction yi gis ngeen de mu ngi noonu Coupe d'Afrique bi Sénégal gagné léegi nag si loolu la ñuy waxtaan tey ji xam naa. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah vieux Sankharé depuis ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar na nga def yaa ngi en direct de si live bi. waaw maa ngi en direct. waaw nan nga gisee victoire Lions yi ak aussi beneen laaj bi mooy. waaye xanaa kontaan si rek. kontaan nga si bu baax. waaw est-ce que doo wàññi kii bi nekk sa wet kontaan rek. waaw beneen kii bi nu mu tuddee sax bu dee dafa am benn portable booy dégloo nga wàññi ko live bi bu ko defee nga dégloo fii ñu ngi lay déglu parce que am na solo li ngay wax. alors la ma séddee. waaw ñu ngi lay ziare vieux Sankharé. waaw ñu ngi lay ziare waaye ça va alhamdulilah waaw nan nga gisee victoire bi ak ñi nga xamante ne woon waa patriotes yi waa kër Ousmane Sonko yi doon ñaan pour ñu am défaite ne joueurs yi ñoo jël terre bi dem di jëli ji drapeau loolu metti na leen parce que seen leader dafa amoon lu mu waxoon léegi nag ñu joueurs yi demoon équipe nationale dem jëli ji terre bi ñoom affaire boobu gën leen a metti yow nan nga ko gisoon te dégg nga kàddu yi ak audio yi ñu leen tegal léegi. waaw dëgg la xam nga maanaam ñoom. waaw ñoom seen leader si boppam moo tax ñu bëgg koo rafetal seen bi. waaw seen leader bëgg dañ commencé politique ba léegi waxul du lépp lu mu la wax rek ay waxu ndax xam nañ la. Badou ay waxul dëgg. waaw maanaam Sénégal Macky Sall moomu ko. waaw tey jii Macky Sall moomu ko. dëgg la. dina tey jii ñuy drapeau Sénégal la ñuy représenté. dëgg la. te ñun ñëpp suñu couleur la ñun nous sommes les Sénégalais. dëgg la. tey jii boo gis boo taxalool bu am jafe-jafe ñu ngi mel ni ñoo am jafe-jafe. dëgg la. loolu nag maanaam ñoom xam nga dañoo bëgg nit ba mu ëpp. tey ci picc la te ñu dem yaram kala. te du noonu. dëgg la. bi nga Sonko mi ba tax rek si lii daa xaw ma kañ lay doon. ñoom bis fu nee bis fu jëlee nguur gi. waaw daam du ko eggale. Badou bu ko gars yi fayee borom. waaw. xam nga li nga wax la de. waaw. ndax booy yu bëree bëri dañ koo gëm. booy yu bëree bëri. waaw. dañoo gëm ay fenam dañoo gëm ay fenam. moo lay gën a seen baay. wallaahi buñ saagee sa sëriñ nga noppi buñ saagee sa papa sa yaay nga noppi. dafa dem ba naan seen yuur. naan yuur gi dox seen moyen la. tey jii seen papa tey boo taxee fii parce que Rusulaay seen papa ci leen laajee téeméer dërëm. waaw wallaahi laay dañuy fay. waaw Sonko laaj leen 500000 wala 300000 ñu jox ko ko. ñu jox ko ko ne Sonko leen gënal seen baay ak seen yaay gënal leen seen i sëriñ. Sonko su boppam moo leen gënal li ñuy gis mu toll. dëgg la fii yëpp ngay gis lii yëpp laa la parce que Rusulaay xoolal mu toll bis bu Sonko yoree réew. benn mandat ko ndax xam nga lan lay yaakaar yow. waaw Sonko def na ne dinaa leen liggéey. waaw loolu waxul am waxul dëgg. wallaahi dañoo defe ne bu ñëwee rek léppay tout sera rose. li laay opposition ak fële benn du benn laay fi vieux Sankharé wax nga dëgg li ngay wax am na solo de allo allo allo. tey jii jeunes yi su ma xam ñoo koy njëkk a teg pression muy jëflante ak ñoom. waaw ba mandaam du ko àggale. dëgg la. booy nag damaa bëgg ñu xippi seen bët xool. ñu xool taxaw Sénégal gii. xool ku leen doy xool koo xamante ni du jëmale Sénégal day jëmale Sénégal kanam. te man maa ngi leen di parloo. dëgg la. ndax ñëpp ay sénégalais lañ tey jii. Sénégal tey jii ñëpp. mais te yor nañ passeport yor lépp tey jii dugg dem ak seen doom la ñuy def bàyyi seen yaay bàyyi si yëpp. dëgg la ñun ñoo ciy def nag. dëgg la. tey jii dañ woote jàmm ak salaam. waaw.
dëgg la. tey jii bis bu fi jógee. wallaahi du fi yóbbu dara lépp fii la koy bàyyi. wallaahi teeru Sénégal la. wallaahi te muy dëgg. tey jii nañ ñaan yàlla yàq ak salaam rek Sénégal. amiin ñu rafetal rek. ñu rafetal waaye saaga ndey. yiwul. dëgg la. saaga ndey yiwul. dëgg la. boo xam defuloo waxu la nga ngay dagg saaga. wallaahi dañoo xam yëpp Sénégal politique la. wallaahi am na benn moo warul mun a tax yi taxaw di saaga sa yaay wala saaga sa papa. dëgg la dëgg la Vieux Sang. waaye waa Pastef fi ñoom. taxaw saaga ndey defuñu ko mii dara. taxaw saaga ndey defuñu ko mii dara waaye nag fu mu toll nii. képp li ñu naan Sonko layee. waaw. moom lépp lu wax day xoolal meew di naan. waaw. du ko tuuree da ngay naan pour li koy defee xel yi di gën a mën a taxaw di wax. léegi nag ñoom xam nañu seen leader day fen. waaw dañ koy protéger fen bi pour ñu fekkee bañ ko éliminer. yàlla xam ne ñoom seen Ousmane Sonko si boppam moo la gën a xam ni. lu mu wax dara du ko def lu mu wax mënu si dara day fen. Badou. pour jamono nit rek pour jéem a jaxase Sénégal rek moo ko tax a jug. wala yow tax koo jug de. jaxase Sénégal donc waaye wallahi laa ne képp ku jaxase Sénégal day sa kaw. waaw dëgg la. sa kaw loolu de ndax ñun Sénégalais yi ñëpp benn bopp la. dëgg la dëgg la dëgg la kontaan nañ ci participation bi wax yu am solo yi nga wax waaw équipe bi nag kontaan nga bii Sadio Mané bi dañ ko gis ak lan nga gis ne moom la ñu war a gën a yokk rek pour terminer allo allo. ambassadeur. waaw ambassadeur. waaw. man de victoire sama xol dafay seddu lool. wallaahi wallaahi. match ba jeex damaa taal sama moto dem wutali sama doom ensemble mayo nekk demal cible bi. waaw wallaahi loolu neex na amul kenn ku dul Sénégal. wallaahi gis nga de man de maa ngi nii sol mayo rétro yi laa sol bu El Hadj Diouf day sàdd. non tey bu bees lañ génnee may comme ni suma la ni moom lañ génnee. waaw wallaahi billaahi Diouf bi de Diouf bi laa sol de ama man Sadio Mané ak Diouf ñooy sama kii Diouf bi laa maye gis ngeen Diouf waaw 2022 waaw waaw man de fu mu toll nii man bu ma amee mbégte ak nu ma si amee cofeel ni wóor na yàlla laalu naag te yéene leen yàlla li ñuy yóotu yàlla leen ko yàlla fuulal amiin waay di ñaan yàlla leen kat bàyyi seen gannaaw amiin waay nafal leen ñu bari bari yàlla may leen ñu andi coupe fii Sénégal gi amiin waay amiin waay Vieux Sang yàlla ko yàlla def allahumma amiin waay ay waay ji la sa ñaane yàlla nangu waay ah du kubu Macky Sall du kubu Idrissa Seck du kubu kenn kubu doomu Sénégal le président kubu Sénégal la billahi vert jaune rouge la billahi te muy dëgg dañu rafetal xol yi waay dañu rafetal xol yi waay billahi moom dañ ko mën a rafetal tàtte ka dëgg la ñun ñëpp koy bokk amul diw moo ko moom amul diw moo ko ndax Sénégal la ndax benn drapeau lañ yëpp moom la ñu représenté vert jaune rouge étoile waaw jaajëf waay gars yi may leen day kër yi waay kontaan nañ si ñu ngi leen di dégg gars yi kontaan nañ si yow jaajëf Vieux Sankharé yi li nga wax am na solo waaw kontaan nañ yàlla na yàlla fay la kooku mu nekk Vieux Sankharé depuis Thiès moom tamit mu woote waa Touba woote nañ waa Thiès woote nañ gars yi daal ñu ngi kii après waa États-Unis dafa mel ni ñoo bëggoon a dugg affaire bi nag gars yi moom xam naa kii la quoi gars yi daal bëgg nañoo indi seen réaction quoi kon nag mu ngi noonu nag ñu ngi ñëw di dugg di dugal keneen nag koo xamante ne ndaanaan la incha allah ñu dugal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah Ami Badji ñu ngi lay ziar. waaw na nga def. waaw yaay booy waaw yaa ngi en direct de. amiin yaa ngi direct si amiin yaa ngi direct si émission bi. aw ñu dund Sénégal. wallaahi man dama toog ba caag ba ne ndax waxtu Sonko ndax nit nañu ñii ndax ñun. day suñu borom xëy yàlla dañu seetaan. day suñu doom yi di yàq suñu doom yi. day na yàq seen i jikko. maa ngi déglu billaahi wallaahi tax laf cat yal na yàlla taxaw. amiin waay yal na yàlla sànq sutura ci joueur yi. amiin waay yal nañu dem ci jàmm dikkaat ci jàmm. amiin waay yal nañu dem ci jàmm dikkaat ci jàmm. amiin 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 yaa rabbal ñoom. billaahi yal na yàlla taxaw bu ñu yéen a nekk borom a cay fanaan. billaahi yéen a nekk la borom a cay fanaan. ñoo ci président kii ambassadeur. waaw naan ambassadeur ba nga topp sax mooy ndax kii yow mënuñu ko yóbbu hôpital faj ko. doy na waar ay ñooñu ñi nga xam ne ñu ko yaakaar ndax ñii dafa yàq sax day drogue. doy na waar boy drogue nañ boy lekk drogue di naan drogue di lekk drogue ak di ko toog. waaw day def benn feebar ci yow. benn feebar waaw niru na ko de niru na ko de équipe nationale di football yow nga ne parce que équipe bi dañoo yéeg si TR bi
yow TR bi ñu yéeg dem jëli drapeau bi nga ne kon nag waru ñoo yéeg si TR bi kon yàlla nañu perte tam premier match bi sax duñ ko gagné dinañ si ñaan dinañ def noonu yow ñii la day màcc gën seen ndey day màcc wallaahi day màcc gën seen baay ci sa kanam ba pare du màcc gën leen dañ dem waaw léegi dañu xam ne yàlla suñu borom du mu nelawul. wallaahi nañ dem rek man sama kii ambassadeur. waaw mënu maa wax moom dara comme sénégalais ñoom. yaa ngi noonu rek peut-être dañuy. waaw déedéet parce que ñu ko tey ñu jaune tey ñu vert. waaw waaye bu ñu góorgóorlu te doxul dëgg rek. war ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bokk yaakaar dina leen dër ñu leen tali. wallaahi dañ leen ñaan yàlla si wax yàlla defal cat. amiin amiin defal cat man ñii. amiin amiin di ambassadeur damay rus léeg-léeg dama am koo xam ne daa sore taxaw ne sénégalais daa ba njëkk a xam ne nañ ma moo niveau fu may liggéeyee am na yenn milieu yoo xam ne damay làqoo parce que dañu fay mujjee ils se sont pas unis ils se sont pas unis lu wax jooju rek peut-être nekk benn toqanto ci ñun loolu mooy lan doy na waaw wax nga dëgg bokku ñu wax xalaat bokku ñu yéene bokku ñu xalaat bëgg ndew loolu mooy lan waaw loolu day rafetlu ñu génn ci biti ñu ngi defante yu baax yoo xam da ngay toog sax nga ne waaw ndax ci Sénégal waaw gis nga man damay toog sax non ba di daal daal ñu ngi noonu daal man mënuma ci wax daal lu dul daal yal na yàlla sa jàppale yal na yàlla tax ko amiin amiin jërëjëf ci ni ma jàppale amiin amiin vraiment boobu ñu nekk sama gumu xol parce que tey di indi teer ñëpp ci ñëwee ñëpp ñu kër dinaa fi dama fi doxee xolam la tête haute wax ne yéen vous êtes devant l'Afrique billaahi loolu ñuy wax ndeysaan yéen vous êtes des Européens qu'est-ce que vous faites ici lan ngeen def fii yéen de teer ngeen am ngeen teer am ngeen lii am ngeen lii am ngeen laaj macha allah nappuut yàlla yàlla defal ko amiin waay amiin màcc nag ca kaw ca kanam rek incha allah amiin équipe nationale ca kaw ca kanam amiin waay amiin te yàlla ko yàlla defal cat amiin xelam ubbi xalaatam yàlla musal leen amiin ñoom ñëpp yàlla leen yàlla sang yàlla yàlla jàppale ci yëpp dem sa tey jëyoon sa sallallahu alayhi wa sallam allahumma amiin sama xol dafa jeex waaw yàlla baax na man ñu ko déglu seen audio su ma si tànn seen vidéo moo tax nag tey live bi ñëw internet bi gaa ngi leen di yàlla defal la jàmm jaajëf ay njabootam gi duñ mën a sanction wallahi jaajëf amiin ñëpp xam ñu yooyu ñëpp waaw amiin amiin nii ñu waa États-Unis jaajëf waaw kooku mu ngi noonu Ami Badji depuis États-Unis mu dugg aussi ñëw ñëpp ñëw rek sénégalais gis ngeen ni ñu xëre gars yi ñu ngi si ligne bi ñoom ñëpp dafa mel ni Coumba Ndoffène Diouf lay nirool de xam nga Coumba Ndoffène at acca mu ngi noonu vive la victoire des Lions du Sénégal kon nag mu ngi noonu nag ñu continuer si rek ayca mu ngi noonu waaw ayca salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah kooku dafa mel ni Coumba Ndoffène lay nuyoo waaw Modou Coumba la maa ngi lay ziar lu bari. ñu ngi lay fay grand ñu ngi lay fay nan nga dundee match bi tey ak. waaw ñu dundee nañ ko mbégte nag. mbégte lañ ko dundee. mbégte kontaan ngeen si bu baax. waaw kontaan nañ bu baax parce que dafa am loo xam ne nii dañ ko yeyoo quoi Sénégal dafa am lu mu yeyoo. comme par exemple. yooyu bu demee ba dañ. Sénégal amatul tur bi mu amoon. parce que Sénégal wóyam dafa mos a rafet. dëgg la. seetloo sax bu ñu dëkkee ci famille nii. boobu jamono demeewul jamono soog ko tey comme Sonko jamono biñ tombeel. waaw. bu njëkk da ngay gis si kër kenn néew doole sax mais du feeñ. waaw du feeñ waaw. léegi tey bu ñu demee bay remarqué ay benn Sénégalais dëkk Sénégal ne moom daa bëgg Sénégal wéyoo lépp lu Sénégalais yi bokk. moom buñ ci gisul Sonko loxoom bokk ci rek. waaw baaxul lañ koy jàppe ko. waaw dëgg la. dégg nga bu baax li may wax. dëgg la man dinaa wax benn affaire fii na ko journaliste yi capté quoi. capté bu baax bëggoon naa. balaa ñuy ubbi procès Adji Sarr bi ak Ousmane Sonko. waaw ñu teg Sonko publiquement mu wax lan mooy deal bi parce que moom nee na. waaw dañ ko complot bi mu wax noonu. waaw même ñi ko wër sax comprendre ñu ko. waaw moom da ko wax mais complot bi. waaw moom ngaaka la ci scène bi ngaaka xam na ngaaka mooy nga ñàkk a nekk naan di tey ñëw mën a tënk xam nga njëkk da ngaa dugg marché taal nga ñëw di jënd ji ñu jaay la ji jigéen xam nga braquet fu muy féete. waaw mooy ngaaka xam nga ngaaka la quoi dugg ci marché boo xam ne yow miinoo
bu gars yi di jaay tubay yee tubay jigéen tubay ji xàmmee ko mu jël sol xam nga la. waaw. ñoom gars yi ree la léegi nag. tey dafa affecté sénégalais yi. ci ku nekk jóg kaas. d'accord. d'accord ni loolu Ablaye Wade incarné na ko fi lu yàgg Ablaye Wade defoon ne. ba taxaw ne ku leen dóor fayu leen. ku leen saaga fayu leen. waaw mais ci position bi ñu ko doon defee mosu ko boole ak violence. dëgg la dégg nga tey Ousmane Sonko dafa am benn question bu ko journaliste yi posé wul te mosuñ ko posé. parce que ngir leen tegal ci biir wax jooju ñëw ne leen wéy. dama sama yaram doon métti ma demandé ñu jox ma benn numéro téléphone ma woote ndeke yoo dañ ko jaawale ak clinique bii ma ñëw fii nii. attends loolu décoration la boo xam dafa tëb marché. dëgg la déglu bu baax nag booy dañ jàpp li may wax. déglu ko bu baax maa ngi déglu bu baax kañ. fi mu toll nii maa ngi lay jàpp bu baax. yéen a ngi fàttaliku semaine bi ñuy ji ñu sunduur naan dafa am benn gel bu mu doon tëddal. waaw ci cité kër góor gi. waaw ñoom ñoo ko doon après jabar fekk ba di xeex ak moom. waaw ñoom ñoo ko doon def ki dafa wax loolu. ku nekk ci moom après combien de jours lañ dégg problème bu Sonko bi. waaw. parce que dañoo jëloon wax jooju jël ko pour gaaw tas ko ci réseaux sociaux yi. waaw. jiital turu Youssou Ndour comme ku célèbre te gars yi dañ ko mere. waaw. ñëpp léegi bu ñu defee loolu bu kaaw Sonko génnee. bu ko defee boobu. bu ko defee boobaa du sax dañ naan pourtant Youssou Ndour def na ko barki ba mu Sonko ñëw def na ko ñuy andi coow. dëgg la. déglu bu baax la nag moo wax. mais soo xoolee effort problème boobu yëpp dafa fekk ni Mansour Faye génn na ko wax ne Ousmane Sonko da koo ñaan audience ba taay mu bañ. mu ngi wax ci affaire milliards yi yaa ngi rappelé. waaw ba gars yi naan Sonko bi tey gisante ak waa APR yi ba pare du ñu ko nëbb léegi nag. waaw moom kan moo ko yóbbu Sweet Beauté kan moo ko njëkk a yóbbu Sweet Beauté woon ko. laaj leen ko ndax du ancien benn gaanu APR bu quitté woon APR am problème ak waa APR ñëw ci moom di ko jox information ñu dem ba ci biir kooku noonu ci biir science moom ci boppam mu bëgg a delluwaat APR xam nga wala mu tegal leen dil bi ne leen Sonko day fréquenté tel salon. waaw. est-ce que yaa ngi dégg bu baax lu ma lay wax. fekk na moom ay fajam moo ngi tasar. mu génn nag mu nekk lu yuuxu parce que boo bokkee ci biiru ponkal dañ lay lool après dañu effacé ko seen loxo du tax. dëgg la. nga daw yuuxu na wéy dañ maa complot moom complot bi naka la demee. ok wax nga dëgg. wuy leen ay baay. nga affecté xolu Sénégalais yi ñuy wax suñu coupe d'Afrique yow am ñu la war a ñëw faral bay bañ Sénégal fu mu toll nii mérité wul sax ñu félicité ko de xam nga loolu mérité wul sax ñu tàcc ko de. waaw xam nga la mérité. ñu encouragé ko ne ko mooy góorgóorluwaatal di nga gën a baax. mais tey xaw na tàcc nga def mais dama lu baax parce que ñu wane la yow lii mooy sa bëgg sa askan quoi. dégg nga mais soo bëgg a jàpp benn équipe nationale di ko yéene lu bon mais yow yaa ngi jël sa dëkk di ko taal sa xol. yaa ngi noonu la demee te loolu noonu xoolal wax naa fi démb bind naa benn affaire man leen Sonko bu fekkee jigéen soo. perte na politiquement ci tribune politique perte na. ci lépp nag. nañ leen bàyyi ñoom li ñuy incarné ñun Sénégal dañoo bëgg jàmm di gagné ci jàmm di doxal jàmm mooy neex. Macky Sall sax troisième mandat bi ñuy wax naan oui Macky Sall demul pour wut sax troisième mandat stratégie politique la nekk ci conscience gars yi. mais dañ egg guñu fa sax Idrissa Seck topp wala Karim Wade topp xam nga ñu continuer match bi mu neex. waaw mooy dàq. ma la gis mooy dàq. loolu lay demee. ma la gis mooy dàq affaire bi neex Sénégal jëm kanam ñëpp am jàmm. waaw ay nitu jàmm quoi ay nitu jàmm. jaajëfatee loolu lañ soxla. jaajëf kontaan naa si yow nag kontaan naa si yow parce que daanaan nga maa ngi lay suivre su ne. yaa ngi mën sa combat. merci et puis yaa ngi xeexal Sénégal j'aime bien ce que tu fais. merci beaucoup bëggee naa la. maa la gën a bëggee ayca merci. mu ngi nekk ku mën fen la mu wax ju am solo jooju. parce que nekk na patriote moom mu nekk vrai Sénégalais lii mooy ku bëgg Sénégal ku bëgg Sénégal lu neex Sénégal rek war na la neex luy naqari Sénégal gis ngeen bañ na ba. bañ ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di xeex ne bëgguñu Sénégal am ndam parce que lions yi dañoo yéeg ci TER bi mais lions yi bu leen fàtte ne bu ñuy nekkee fii Europe ci ay TER la ñuy yéeg fii maanaam ci train yi TER yi ñu am même bu dee ñun dernier cri bi la ñu am ñoom ci la ñuy yéeg dañ ciy yéeg di yéeg ci avion yi waa Sénégal am loolu ñu ñëw ci ko yéeg déedéet te ñoom léegi bu ñuy yéeg fii dañuy fay xaalis fële sax gratuit dañ leen ko defal
mu yemoo gratuité bi ñu bëggee ko ñu bokk si ñi ko jëkk a inauguré et ça vend aussi la destination comme ni ko Air Sénégal war a kii ñu jënd avion yi ñu war a suñu compagnie ñu kii ko mais ngeen ne yéen loolu war la war a mën a nekk ay ca ñu xool bii Sadio Mané bi woy but de Sadio Mané, oui, Sadio Mané qui marque le premier but sénégalais de la compétition africaine. Oui, il est là, le penalty. Sadio Mané qui va tirer, Sadio Mané qui tire, qui gagne. Oui, oui, qui marque, Sénégal qui gagne comme ça. Ambassadeur depuis Paris from Kër Ndiaye Lo vous fait vivre ces grands moments de rêve. Oui, merci beaucoup à Sadio Mané, mon joueur. Kon mu ngi noonu nag ñu ngi leen di bégge bu baax a baax et il le mérite. En bas aux détracteurs qui étaient là à souhaiter le malheur à l'équipe sénégalaise kon nag mu ngi noonu ñu ngi leen di wax ne kon nag yàlla na yàlla defal leen jàmm ak xéwal ak sutura si barke nay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi noonu nag xam naa dañuy continuer rek ñu jël benn def nañ Touba waa Touba dugg nañ pare waa Touba dugg ñu pare waa Thiès dugg ñu pare waa beneen dëkk dugg après ñu États-Unis dugg nañ ñu ñëw nag xam naa waa Allemagne yi ñoom dañu jàpp kii docteur Babacar Kébé anam Babacar waaw garaawul ñu continuer gars yi mën ngeen a dugg indi seeni réaction si ni ngeen gisee li nga xamante ne moom mooy compétition yi ak wax ji nga xamante ne moo fi am gars yi ne kat Sénégal gagné na mais nag dafa amoon ñoo xamante ne nee nañ sénégalais yéenewuñu leen woon victoire parce que dañoo ñëw dugg ci TR bi waaw mu nekk nag wax joo xamante ne metti na sénégalais yu bari metti na ci kii yu bari léegi ñu leen ci laaj yéen nan mooy ci seen xalaat ndaxte kat ñun dañu jàpp ne ay citoyens sénégalais lañ te ndamul Sénégal sunu ndam la war a doon moo tax nag ñu commencé ci yéen ñu ne kat comme nag ñun ñoo bokk Sénégal nañu ñëw ku nekk indi ci xalaatam rek seen xalaat yépp ngeen indi ko waxtaan ci ñu partager ko waaw léegi nag ñu tegal leen audio waa kër Ousmane Sonko yi ñoom li ñuy wax cey Pastef ils sont dangereux ils veulent pas de la gloire à l'équipe avant match bi lii lañ wax. kii zéro dañ ko indi. dégg nga. am na benn bu ko waxoon bu dee Macky Sall sax moo leen jox dara ko xamoon ne kii bi di ñëw di jël terre bi di dugal tubaab yi ci joueurs yi ci biir terre bi di wane ko. askan bi di souffrir fii yal nañ leen dóor ci début bi seen premier match ñu nokku leen. fii. 2000 lu xamoo ban année la Coupe d'Afrique bi fii la nekkoon mbay peex Macky jël na ndam li Macky jël na coupe bi yàlla def Algérie nokku leen nokku ñetti. dégg ngeen. bu leen yàlla mel nag dañ naan Macky la waaye bii fa mooy raw incha allah doo leen am dara. waaw du ñu am dara loolu nga wax. waaye nag yow la yàlla gàccal tey yow la yàlla gàccal tey parce que yow yaa amul dara tey yow yaa amul dara yow yaa sa leader parce que ñaari gàcce ngeen bokk ak bu njëkk ba bokkuma la gàccu Adji Sarr bi de mais gàcce bi ngeen am ne teer bi bu dawee dem jam ñaar ñëw santatoo leen Sonko boobu gàcce la. beneen gàcce bi mooy lan mooy le fait que ngeen wax ngeen ne du ñu gagné premier match bi yàlla def ñu gagné lii rek ndam la du ma ne bu fi yemoon sax mu neex parce que ñun coupe lañ bëgg mais nan nga ne yow ay citoyen nga ne yaa ngi dëkk Sénégal ne patriote nga di yéene safaan sa équipe ñu ngi leen ñu ngi jaajëfal l'équipe di jaajëfal Sadio Mané di ko jaajëfal man kontaan nga Sadio tey si gil nga ma gën nga maa si gil man tey. waaw si man boo xoolee sax demoon naa ba ay match yi du ma ko xool xëy na ak revue de presse bi yax yooyu tax na ma gën a intéressé wu si match yi di gën a intéressé wu si seetaan équipe nationale bi seen li nga xamante ne moom mooy kii ñi match yi yeex ak kii daal pour gën a mën a intéressé wu mais bu ma gisee tamit ñuy xeex suñu équipe nationale te xam ne bu ñu amee victoire askan bi yëpp la ñu koy xeex man loolu day tax man ma ne xaaral ma gën gis ngeen tey maillot bi ma sol nii rétro maillot yi 2002 gis ngeen maa ngi teg sax musique 2002 bi bu ñoom El Hadj Diouf et cetera pour wane na nag ñii dañu jaay ci Afrique liggéey fi loo xamante ne ba léegi seen way mu ngi fi waaw seen way woowu nag moo tax tey jii fu ñu nekk ci àdduna ñun ñu leen di déglu di leen di supporter di kontaan ci ñoom waaw
man ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye Lo nag damay kontaan si loolu waaw ñu ñëw nag di dugal Owen Abdoulaye. ambassadeur waaw ñu ngi lay ziar yaa ngi en direct de dañ lay jël rek kon match bi pare na nan nga gisee match bi ak ñi nga xamante ne woon waa patriote yi waa Kër Sonko dañ ne woon gars yi jours yi dañoo jël TR bi di jël drapeau ñoom dañuy ñaan premier match bi ñu bañ ñu gagné Sénégal parce que bu ñu gagné day mel ni ndamal Macky Sall la nan nga gisee loolu ak tey prestation bi ñaar yooyu. waaw mais xam nga ñun Sénégal lañu am. que suñu équipe di baax wala que suñu équipe di bon dañuy supporter. dëgg la ba pare wax lii lañu war a améliorer. dëgg la dëkk moom quoi qu'il en soit doo ko yéene lu bon. su génnee sa dëkk dem di la représenter feneen doo ko yéene lu bon. dëgg la. comprendre patriote yi ñoom. si lépp Sénégal dañoo bëgg lépp sombre te loolu mënul nekk. heureusement que yàlla am na. gars yi def nañu première prestation. am na ñoo xam ne neex na leen am ñoo xam ne neexu leen dañaan leen ñu améliorer te ñaanal leen seen finalité mu rafet mooy ñu indi coupe bi loolu mooy finalité football dëgg la comprendre Sénégal toujours bu ñuy def dara dañoo war a àndandoo di ñaanalante bañ di yéenente safaan dëgg la parce que équipe nationale moo dem di football ak ay Cameroun wala Zimbabwe équipe nationale nekkul Sénégal di football ak Macky Sall wala di football ak Idrissa Seck dëgg la dëgg la comprendre nga. dëgg la bu ñu xasee ba génn dem nañu wax lu positif loo xam ne jour yi bu ñu ko déggee psychologiquement. dinañ xam ni peuple beeg derrière ñoom. voilà le peuple la. mais soo dee wax loo xam ne dafay négatif day posé si ñoom psychologiquement si seen prestation. dëgg la mais. comprendre nga. parce que li ma gën a jaaxal sax mooy Sadio Mané. moom il est de Casamance di def lu baax. ñoom seen leader bi ñuy incarné moom mu ngi juddoo Thiès hôpital régional de Thiès yaayam dëkk Xombal mais mu ngi réclamé wu Casamance ba naan na Casamance nañ ko wotel na waa Ziguinchor wotel Ousmane Sonko ñoom loolu la ñu bëgg mais seen joueur nekk si biir équipe bi di football ñu war a supporter bu dul woon dara sax ñu supporter sax Sadio Mané mais ñuy ñaanal équipe bi defet ak Sadio Mané li mu fa def investir fo li mu def Casamance Ousmane Sonko defagul walaat bi wala tox bi yéen tey ji ngeen di taxaw di ñaanal Sénégal défaite parce que dañoo yéeg ci TR bi parce que ñoom mérito ñu ko Macky Sall moo nekk au pouvoir wala et cetera ñeneen ñoo fi nekk bu mu nekk day mel ni seen ndam la est-ce que loolu jaadu na ñu koy kii ci Sénégal bu mel nii. non soxlawuñu ko ci genre yi waa Casamance bu ñu amoon ful xam nga kan la ñuy dégg muy Sadio Mané parce que Sadio Mané moo fa def ay millions. ñett ko fa def ko wane ne man. doomu réew mi doomu réew ma la. dëgg la koo xam ne nag dafa am problème am situation bu ko fekk ci jamono. mu bëgg a mbubboo Casamance kooku bokkul. dëgg la gëlëmam demul Casamance. loolu daf leen fekk di leen fitnaal di dugal fitna seen biir bëgg dëkk ba tax Sadio Mané dafa ñëw tabax jàkka tabax école. dañuy ñëw du doole bàyyi ngeen dugg jàng kooku mooy exemple ku bokk ci dëkk. voilà dëgg la. xam nga kii kële moom nitu Thiès la lu ñu tudd Sonko waaye Thiès la mais xam ne du mënul am dara Thiès. waaw ka muy téye di sànni xeer xam ne du morom muy Idrissa Seck tey na ko morom mu Yankhoba Diattara amul fi day dem xëccoo Yankhoba. waaw noonu la waroon def. loolu la waroon def mais ñi xam ne ni ñoom ñëpp mënu fa am dara mu ne xaar ma dem Casamance. waaw di leen mbubboo te mbubboo yëpp fitna la fa bëgg a yee. fitna waaw kon. waa Casamance dañ jàppale seen doom Sadio Mané ñaanal leen pour ñu jéem a am ndam Sénégal am ndam. ndam bi bu ñëwee du yow doo ma sëppale man du ma sëppale c'est le Sénégal. dëgg la. c'est le Sénégal loolu mooy dëgg di ambassadeur. dëgg la di rafetlu sa engagement sa coono bi ngay am ci Sénégal. lépp di la ñaanal yàlla defal la barke defal la sutura te sàmm la képp ku la. di la yéene lu bon yàlla def bu mu egsi si barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ok merci beaucoup jaajëf waay ñu kontaan nañ kooku muy Owen depuis États-Unis gars yi dugg nag waaw gars yi moom ñu ngi xëccoo ligne bi quoi waaw mën ngeen a di kii rek ñu def ndànk-ndànk rek dugg yéen ñëpp incha allah dinañ jël ñi ñu mën a jël le maximum de personnes ñu mën a participer rek dinañ participer parce que ñun lii moo ñu tax a jóg waaw comme ni mu ko waxee rek. Sénégal moom moo ñu ñor du leneen ñoruñu lu dul Sénégal ñun Sénégal lañu bëgg fii lañ dëkk fii la ñuy tiitaru ndamal Sénégal nag sunu ndam la gis nga les El Hadj Diouf Fadiga Henri Camara et cetera ils nous ont fait rêver ñu font vivre des événements except des jours de bonheur kon bonheur boobu bu ñu amee ñeneen ñoo xamante ne ñëw nañ pour dundal ñu ko ñun dañu war a kontaan ci ñoom ndaxte ñun lii la ñu xam
ñun lii lañu xam loo xamante ne c'est le patriotisme lu intérêt national la ñun ku nekk sa intérêt personnel da nga ko war a teg fële. waaw ñu jël Arona Ba. Arona ñu ngi lay ziar salaamaaleykum. yaa ngi ñu lay ziar naka mu. ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye waaw ñu lay jël rek nan nga gisee réaction match bi après match bi. ak taliban yi waa kër patriote Ousmane Sonko yi loon ñaan ne du waruñoo gagné match bi parce que joueurs yi dañoo jëloon TR bi yow nan nga gisee loolu. ma ne nan nga gisee match bi nan nga gisee match bi victoire Lions yi. ak aussi nan nga gisee waa kër Ousmane Sonko yi loon ñaan ne yàlla bu ñu gagné premier match bi ndaxte joueurs yi bi ñuy jëli ji drapeau bi dañoo jël TR bi dem jëli ji ko tax parce que bu ñu gagné day mel ni nan nga gisee loolu. waaw. waaw maa ngi lay dégg. maa ngi lay ziar di la delloo sa wàccuwaay. di la delloo ziar bu baax. mais gars yi ñoom amatul ñii du ñu ay sénégalais. waaw ñii du ñu ay sénégalais ñii bu ñu waree bëgg nañu réew mi dañuy wax leen neex. te dañoo war a xam ne. lii nii bokkul ak dara yi politique. wallaahi. te dañoo war a xam ne lii Sénégal moo wootee Sénégal moo soxla. dëgg la. dañoo war a tapp xol yi boole xol yi ñu dem ànd ak équipe bi. dëgg la. ndax bu ñëwee fii du namu Macky Sall. du namu Ousmane Sonko du namu ngeen namu réew mi la. dëgg la. te li ñuy wax nii waxu caaxaan ni ñuy wax nii boo gisee tax tey wallaay du caaxaan xam naa ne ñoom suñu biir xol bu Sénégal daanee ba 90 000 dañoo bëggoon Sénégal niil. waaw ñoom kañ bëgguñu woon ñu gagné ñoom kañ wax nañ ko nee nañ du gagné dañoo waat ne duñ Sénégal du gagné. man maa la wax ni équipe bi. waaw équipe bi dana sori loolu. ah amin waay amin waay. wallaay nag équipe dana sori loolu. parce que Sénégal moom moo wax la benn affaire bu ñu nee bëri. waaw ñu naan baax na mu jël dëgg bon na la ñuy wax. waaw. mais dañu gis nga fa commencé ñu bëri di dinga jàppal ni équipe bi dina sori. waaw yàlla na yàlla sori ko. waaw bu ñuy football di ñaaw di gagné. moo ma gënal ñuy football bu yeboo nañ dem seen ngeen toog équipe bi dina sori te mënuñu ci dara xam naa ni moom jaral na leen dem ci sëriñ yi di yàq. waaw mais bu yeboo yàlla noppi na ba pare. ñoom buñ gagné te mag yi ndaw dañuy toog dara gëmuñu réew mi dañoo bon la soo paree Sénégalais jaajëf waay. jaajëf Sénégalais ñii du ñu lay Sénégalais yow dañoo bon di nga ambassadeur la ma wax la tey léegi ma wax yow nii sànq bi amaa matt bi. waaw wóor na yàlla dama demoon Tëngéej barke Ousseyn dama demoon Tëngéej. waaw si suba si dama xëy. ma ne damay jël sama oto dañ Tëngéej ma ne non ba mu ko defee damay circulation bi day métti. xam nga parcelle naa jógee. day métti léegi xam ni may def ma ne xaar ma dem ba place ba côté fu may nekk noonu. ma dem ba gaar bu nekk Pompit gaar bu nekk fee port. waaw am nañu fee les bureau mool ma gaar moom oto ma jël teer bi. dem Tëngéej ñëw naa seetaan ci marché bi te aw ma benn problème. waaw xoolal loolu. dina kaw si dama dugg sax fekk fa quelques journalistes ñoo ngi posé question moo tax poussière naa foofu mu poussière. waay bi yaa leen fii. non dama kontaan parce que démb suba dama doon xalaat sama tubu ne man naka lay def ba egg dama ak situation mais dama benn xaaj dama leen gaay ne ma. jël sa oto nga gaare ko gaar ba nga dugg nga dem amul paas. ma ne ma xam naa ko mu ne ma defal loolu ma def loolu. tubaab bi noonu la ñuy def dama si dégg caaw. tubaab bi noonu la ñuy def bu ñuy dem Paris dañuy ñëw gaare seen oto fii si kii bi nii Versailles change wala ay kii bi gaare si benn gaar. waaw li dëgg ma wax la benn affaire ambassadeur bi nga teeri boo ci yéegee da nga xam ne ni dëgg-dëgg Ousmane Sonko boo sañoon moom mu defar teer bi bu ko sañoon moom tey mu nekkoon tey côté Macky Sall. waaw yow tamit daa am xam-xam boobu sax. maanaam bu ko sañoon parce que da ngay xam ne ni affaire bi soxor bi nekk de daa koy yëngu doo xam gars yi iñaan bu ñu iñaan parce que gars yi dañoo xam ne lii njëriñu réew mi la. waaw ba mu ñëw réussite bi am moo tax ñuy. voilà gis nga dina dem ba foo xamante ne campagne électorale. muy locale ak législative. localité boo ñëw dina leen buñ sañoon. suñuy doléance terre bi ngeen indil ñu ko mu jaar la fii suñu dëkk wallaay maa leen ko wax tey jii man ambassadeur. di ngeen gis ay localité ñu naan léegi terre bi dañoo bëgg. ngeen indil ñu ko mu jaar fii suñu dëkk. loolu moom di ngeen koy dégg bu soobee yàlla Idrissa Ndiaye ñu ngi lay ziare depuis Tunisie waaw. amul problème yow waaw jaajëf kontaan nañ. jaajëf waaw mu ngi noonu gars yi ñu ngi leen di bégge de ñu ngi leen di bégge bu baax ñii noonu yi nga xamante ne nag ñoom dañ ne woon du ñu gagné dañoo jàpp ne ñoom Sénégal moom warul méritowul gagné première kii bi parce que TR bi lañ dëgg jëloon tey jii yàlla rusnoo na leen yàlla gàccandoo na leen. waaw kon nag si noonu rek dañuy ñëw continuer di jël gars yi réaction yi rek parce que comme waa kër Ousmane Sonko yi ñoom nee nañ kat ñun nee nañ ñun mérito ñu
gagné match parce que TER bi la gars yi jël drapeau bi si Macky Sall ñëw jéem a xool gars yi rek gars yi nekk si ligne bi ñu jël leen benn xool ku si am jot rek comme gars yi ñoom ñu ngi noonu waaw parce que ñun lii mooy Sénégal li ñu xam Sénégalu jàmm ak salaam Sénégal boo xamante ne ñun ñëpp dañuy yéenante jàmm Sénégal boo xamante ne ñun kat li nga bëggal sa bopp ngay bëggal sa morom li nga bañal sa bopp nga bañal ñun Sénégal boobu la ñu bëgg voilà kon mu ngi noonu Idrissa boo amee kii nga dugg ça me ferait très plaisir ñu dégg la waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum allo waaw kilifa gi ñu ngi lay ziar. waaleykum salaam. waaw ñu ngi lay ziar grand. l'activiste waaw ñu ngi lay bégge de ñu ngi lay bégge bu baax a baax di wax ne nan nga gisee match Sénégal bi ak nan nga gisee aussi waa kër Ousmane Sonko yi waa Pastef fii doon wax ne yàlla bu Sénégal am ndam premier match bi ndaxte dañoo jël TER bi nan leen dem ñu dóor leen te premier match bi duñ ko gagné di ñaan loolu yow nan nga ko gisee parce que day mel ni bu ñu gagné Macky Sall la mooy gagné parce que TER bi lañ yéeg dem di jëri drapeau. moom laa lay wax ni maa ngi lay ziar ambassadeur. lay fay bu baax. di wax ni yow tamit yow am na solo lool li ngay démonté ñëpp nga koy gis. Sénégal bi yëpp nga koy seetaan. waaw dina baax xel bu baax a baax. di jaajëfal ñi déglu am ñi seetaan. mais ambassadeur. li ngeen nag ak li ngeen mën ci ñii Sénégal ñoru leen. gis nga chaque jour dañ koy wax gars yi dañuy duñ dégg. duñ dégg waaw ñii Sénégal taxu leen. ñii seen intérêt personnel moo leen tax a jug. dañoo am seen benn projet boo xam ne projet Dóomaraan la. projet Dóomaraan boobu lañ bëgg a nag imposer xale yi waa Sénégalais yi. que ñun ñoo ko dul nangu. dëgg la. Sénégal bu ñu Sénégal da leen a ñorul. dañuy xànj rek di mbubboo Sénégal mais Sénégal sax taxu leen jug. taxu leen a jug seen poche bopp ñoom dañoo bëgg a dund ay Belgique ak affaire yooyu. waaw seen poche bopp moo leen tax a jug. dëgg la. ñu ne nii bu leen Sénégal ñëwee. téeméer yéen daan dajale nañ ko ba tabax ay hôpital. wallaahi leen njëkk a dajale Ousmane Sonko booba tabaxal nañ ko am na dëkk village yoo xam ne tey jii buñ dee matu dañuy yëg ci xeret daw ay kilomètres. dëkk village yooyu téeméer yooyu ñëwee la woon. buñ ko demoon seen dëkk village toolu ma ñoo nekk ci Europe bi dëkk ci ay Casamance am na ci ay dëkk yoo xam ni. profondeur. boo fa demoon tey jii ñàkk na ay hôpital. buñ fa jëngu woon ñoom tabaxal leen ay dispensaire moo gënoon a ëpp yiw téeméeri junni yoon. dëgg la. ñi dañoo maanaam dañoo soxor. seen xol yeeg bon. dëgg la mais lii ñun Sénégalais yi ñoo ko dul bàyyi ak ñoom parce que nit ki bu demee ba ab xolam du bon foo ko dégg seen xol yi du bon seen xol yi ñuul yi. ak seen président bu nga xam ne ñoom jàpp tax koo jug Sénégal ñun lii du ñu bett. ay ñoom ñi wax chaque jour ñoom. Sénégal ñoru leen. ñoru la ko de. ñoom ñooñu wax ku ci nekk fa Europe bi nga nekk moom ngay supporter. waaw ñoom supporter seen pays européen moo gënal supporter seen pays de naissance bi nga xam ne fii lañ juddoo ñoom. yeroo fi màggatee ba pare bëgg kaa jiite. ñi ci bari ma wax la benn ambassadeur ñi ci bari gën nañ bàmmeel Europe. mais man loolu moo ma jaaxal. waaye yow nan. ma gis naa ci ay jigéen ñoo xam ne ñoom gën nañ bàmmeel ba war a ñoom ne buñ dee ñooy suuf yi. waa léegi Idrissa. yow du la jaaxal nga ne yow da ngaa bëgg Idrissa Ndiaye nga ne da nga bëgg jiite Sénégal yaa say nit ngeen ne yéen ay patriote ngeen askan bi moo leen tax a jot ba pare yow. yéene woo équipe nationale jàmm yéene woo Sénégal jàmm yow arène nationale nee ngeen nañ toj gazon yi ñu defal si gazon synthétique yi ay tëngeej dañ toj TER bi bëggoon mu dox. équipe nationale de football bëggoo ko waaye yow bu bëggee Sénégal bu pare bëggoo dara yàq leen ko yàq leen total. bëggul Sénégal. ça mais c'est grave. Sonko Casamance la bëgg a jël. def ko ñu ne daa bëgg a nangu doon président Sénégal jël Casamance may leen. waaw def indépendance bu koy signé may am. Sonko buñ ko woon ba fan génn après na mu génn foofu doon dictateur kii bu mag bi roi bu mag bi. waaw def Casamance doon roi. moom muy judd ay doomam di falu ay maamam di falu. waaw moom kay bu boobaa ay doomam ay falu éternellement mais mu ngi nii. doomagul dara bëgg falu fépp moom daa bëgg falu fépp. moom nee na président moo war a falu. maire mooy falu mu ñëw am nag ci mbumbaay beeg yëpp. man ba ma xamee ni doomaraam yi nekk ci Facebook bi ñoom maa ngi jégalu ci. non xam nga
ñoom nga xam ne ñii Sénégal ñoru leen kuy dem bay saaga suñu kilifa diine yi nga xam ne respect bu ñu leen jox boobu ba tey dañoo defar l'islam xoolal li ma lay wax ambassadeur taalibe yi ñoo fi tabax jumaa joo xam ne foo dem ci àdduna si boo tàppee jumaa Masaalikul Jinaan ñu wan la ko loolu ñu ko tabax taalibe yi du ay financement naar waaw du financement naar wax mo bi ci àll bi ñëw financé leen waaw ñoom de seen financement fii si góor financement yi ñuy jot ay financé góor jigéen maa ngi dégg tey bii ñu naan tey bii Ousmane Sonko ba tey jugul marché ci affaire góor jigéen lu tax muy marché moom moo fi taxaw na jël na financement Oxfam mii di financé góor jigéen ñi à travers le monde ñu bëgg a yëpp doomu askan bi ku ñuy nekk ana Khalifa Niass mais ñu jël di ko tappal affaire kii bi Ahmed Khalifa Niass ñoom li ñu wax moom la Ahmed Lo waaw Khalifa nga xam mooy Khalifa salafi ci Sénégal waaw moom mooy Khalifa mooy Serigne Ousmane Sonko Ahmed Lo moom ñoom jëluñu photom def ko lool ay buñ ko defee Sonko duma leen de ab mooy Serigne ak Ousmane Sonko waaw Ahmed Lo mooy Serigne ak Ousmane Sonko ñun askan bi ñun ñoo war a yeewu ambassadeur ñun dañoo war a yeewu ci lu bari parce que ñun ñoo ngi ñuy nax di manipuler askanu Sénégal mu am ay doomu xaram yi nekk ci Facebook yi nekk ci ay nekk ci ay téléski bëgg a nax Sénégalais ñu nax bi ñuy nax di nax suñu mbokk yi lañ dul nangu ku ci mel ni ambassadeur lañ ci bàyyi dëgg la moo tax amoon te fi nekk nii bu la mënoon ñaanal nga dee sa dina la ko ñaanal moom kañ def nañ ko ba sonn yow dara yàlla la teg loxo ak mag ñi ku ñu teg loxo doo mos a jéem wax liggéey seeni mbir seeni jëf fi lay des ba ilaa yow mi din menacé nañ ma fi d'abord yóbbu nañ ma fi si bois sacré lu nekk def nañ ma am na benn jour dañ ma menace ba mu jégoo man dama demoon jour boobu laay dee sax waat nañ ne ma balaa jant bi soo yow ma dee ba balaa jant bi soo ay jëkkër tubaab yoo xam ne lañu am ñii seen tubaab yi seen jëkkër yi kenn tuubu ci ñii seen jëkkër yi kenn jonguwu ci ma nekk dañoo nit ñi ñongoo tuubu ñu jongu ñoo ngi nekk ak ñoom doon ay jigéen ba pare taxaw fi taar suñu kilif góor ñi nga xam ne seen jabar ay meer lañ takk di ñëw mënuñoo tuubal kenn ñoom mënuñoo tuubal kenn parce que da ngay ñëw boo bàyyi sa culture la culture c'est ce qui reste quand on a tout perdu bu dee da nga bàyyi sa cosaan yow nga ñëw complexe nga nekk jullit nga war a ñëw xam nga du danger sax nga takk beneen nationalité mais yow nga ñëw nga daan julleetoo nga daan jàppatoo nga yow daa doon tux nga commencé tux di tux yàmbaa di naan sàngara et cetera waaye yow tubaab boobu noo ko mën a tuubale tubaab boobu noo ko mën a tuubale góor taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu tijaan ak murid laayeen ñoom ba leen buñu takkee jabaru tubaab da leen di fekk tubaab day doon jullit waaw mais loolu la diine ko doon mais yow ñëw jël sa kii sax yooyu rek la ñu leen di gëmloo ay roi Angleterre ak i roi naan fils à Pamba la man benn naan sama papa benn doom la am yóbbu la affaire révolte ñu ko leen gëmloo te duñ leen gëmloo lenn loo xam réalité sénégalaise billahi ku mel ni tey jii boo gisee ku mel ni ambassadeur bu amee soxna tubaab tey jii ñu ko tuubal daf ko junit man takkoon naa soxna tubaab dama kaa tuubal ma ne yow déglu ma man mii lay waxal nii man sama défuntu jabar tubaab takk naa jabar tubaab tuubal ko muy jàpp di julli xam nga fan lañ ko suul Kër Njaayloo almeeri Kër Njaayloo da doon julli di jàpp di woor amul benn waxtu koor boo xamante ne benn waxtu koor boo xamante ne raw mais ñoom benn femme boo xam ne bàyyi la ñuy wax te ay États-Unis la nekk femme bu dëgg femme bu am xam-xam la fan ñaata nit laa tuubal femme bu am xam-xam la ñaata nit laa tuubal man sa xool tey da koy teg ci affaire anglais non man sa waay dama mu ngi noonu loolu diine l'islam da si kii bi la woo di la fay 50 euros nga jël téléphone di saaga suñu mag 50 euros lañ leen di fay xoolal loolu ngay saaga kilifa diine yi laay 100 euros noonu lañ leen di fay ngay saaga kilifa diine yi quoi di ñëw di saaga Mame Borom Touba Alaaji Maalik Bukunta Njaasaan et cetera nga leen di sang nga teg trois ndax ki ñuy naan Ousmane Sonko nekk si live bi ba pare sunu journaliste yi toog ragal leen a dénoncé ragal leen a def ay plateau ne leen di dénoncé leen bu coow li jógee rek day daw waaw ci xalifa dem mu seeti benn kilifa mu ri su ci su umu foon loxoom mais loolu dégg mu ni sama gars yi nekk ci Facebook bi nañu bàyyi saaga wala nga saaga bàyyi nga Pastef dàq nañ la wala maay bind communiqué yow dàq naa la waaye moom mooy saaga tey bu subaa nga ne ñu ngi leen di jaajëfal seen liggéey rafet na parce que loolu ngeen mën a am pour défendre ma loolu mooy lan. non bàyyi la
mais l'ambassadeur waxtaan bi neex na waxtaan na bàyyi waat du yeneen ñi. waaw jaajëf yow li nga ci wax moom tënk na bu fi yemee sax neex waaye bu fi yemee sax neex na dégg nañ la bu baax. Idrissa Ndiaye depuis Tunisie mu nekk wax ju am solo li mu fi soulevé dafa am solo gis nga ak lu mu manti doon rek bul déraciné wu quoi lu mu manti doon rek sa culture yow yaa ko war a mën a jaay sa culture yow yaa ko war a mën a avancé loo sa culture yow yaa ko war a mën a jëmal kanam mais nekk ci culture boo xamante ne yow tey da ngay toog wàcc ñuy saaga sa kilifa diine sa kilifa aada di saaga say wasila tey sa équipe nationale bi war a fubal nga ne yow yàlla bu mu jël yàlla nañ ko gagné parce que équipe nationale boobu moom bu muy dem di jëli drapeau bi pour dem représenter dëkk Sénégal si kan bi TR bi la jël mais TR bi Macky Sall moomu ko. waaw TR bi ñun ñoo ko moom bu dee équipe nationale waaw ñu ngi lay ziar waaw ñu jël Omar Diakhaté Kodas ñu ngi lay ziar. alors ambassadeur. waaw ñu ngi lay ziar yaa ngi direct si live bi. maa ngi lay delloo ziar ba pare bari ambassadeur. waaw ñu ngi lay béggee bu baax xam naa ñu ngi lay jël après Abdoulaye kii xam naa dañ la jël après ñu ngi jël Omar Diakhaté parce que kii borom xam-xam la léegi équipe nationale bi tey jii nan nga gisee prestation beneen bi li ñu la bëgg a laaj mooy gis ngeen avant joueurs yi dañoo jëloon TR bi dem jël ji drapeau bi waa kër Ousmane Sonko yi nag ne yàlla bu ñu gagné premier match bi parce que TR bi ñu jël moo leen metti te ñoom ñu ngi def le tout di ñaan que joueurs yi bu ñu ñëwee seen premier match ñu gagné leen ba ker baa muy jee ñu ñibbi parce que bu ñu gagné day mel ni Macky Sall laa gagné affaire boobu yow nan nga ko gisee ak tey jii lii yàlla dogal yàlla suturaal ba Sénégal gagné voilà yow nan nga gisee loolu ndax loolu patriotisme la wala bañ sa réew. jërëjëf ambassadeur maa ngi lay gërëm di la sant. ñu ngi lay fay bu baax. di kontaan ci vraiment waxtaan bi ma boolee nii. da nga yàgg koo def tamit. may wax ci première question bi. prestation Lions yi. waaw man damay wax ni c'est une très belle et très bonne prestation. dëgg la. parce que bu fekkente ni équipe yëpp dañu dem pour gagner ji équipe nationale. football match bu yomb ci continent bi mënul nekk. dëgg la. waaw surtout yow bu ñu parce que li ko def loolu. mooy ak vedette ak star yi nga regroupé ci sa biir équipe yëpp. d'autres nations dañuy am benn jalousie. par rapport ak loolu. waaw ay dañuy parce que Sadio Mané bu ma gagné rek événement la. wala maa ko tënee Kalidou Koulibaly Naples la nekk dinaa def le tout ba dugal kaawu Sénégal rek événement la. donc ku jàpp ni Sénégal bu doon football ak équipe bu nawetaan bu Guinée sax matcham du yomb. donc du coup lenn la ñu soxla mooy pour man parce que lenn la ñu porté muy trois couleurs yi le vert le jaune et le rouge. dëgg la ñu représenté 17 000 Sénégalais. 17 millions de Sénégalais. chaque Sénégalais am ci part de responsabilité ci seen mission. ci 17 millions yi yëpp. voilà donc man damay jàpp ni ci biir 17 millions yi de Sénégalais yi ku nekk da nga représenté benn jour. dëgg la. donc bu fekkente ne yow Sénégal ñor na la. parce que tey man dama koy wax di ko banque fu ma jëm di ko wax. gis nga yeneen nation yi xam nga lu ñu ëppalee. solidarité. ambassadeur. dëgg la. tey Amérique dañu imposer le monde entier que ni ñoom ñoo gën ci monde bi. ba ñëpp faaleen ci loolu fu benn américain deewee sax duñ ko wanee ci guerre. parce que ruus nañu wanee ni américain dee na. ndeysaan. fu seen bër nekk fu mu mënti nekk lu mu mënti mel moom la ñuy supporter moom la ñuy àndal. mais lan moo tax ñun ñii di woote ñi fi nekk naan ay patriotes lañ pour la mburu ñu am mentalité boobu. lu dul Sénégalais yi équipe nationale jël nañ terre bi def nañ benn publicité vis-à-vis ak terre bi yow comme jaay dessinage ba leen di ñaanal defet premier tour. waaw mais c'est honte de la part premier match nee nañ premier match bi bu ñuy dem ñu leen di dóor premier match bi ñu ngi noonu audio baa ñoo ko ma teg day naa leen audio premier match bu ñu leen di dóor loolu wax parce que ñoom yow ñu dañ nañ toog premier tour. waaw te da leen xool premier match bi bu ñuy dem ñu duma leen maanaam dañoo prédire loo xamante ne yàlla war na leen si waaw yow. voilà
parce que tey maa ngi koy wax sànq ci benn waxtaan may la bu fekkoonte ni équipe nationale dañu ñëw rek taxaw. suñu am penalty suñu dugal dernière minute. dëgg la. mais poussé nañu. def nañu jom def nañu fulla. moo tax ñu mën a am penalty dernière minute. waaw waaw te ñun noonu la laan ñu éliminé de même temps yi 2002 bi Lions yi bi ñuy kii leen di saaga fi dernier match yooyu yëpp dernière minute yi la ñuy éliminé la ñuy dugal kon tey bu yàlla defee ñu am seen chance boobu dominer ba pare gagné ñoo dominer ah ils ont raté trop de buts d'occasion même. mais man li ma gëm ambassadeur mooy tey. bañ Macky Sall warul mën tax nga bëgg kër ci yalwaanu toute une nation. dëgg la. Macky dafa am lu muy représenté muy benn institution mu jiite ko muy présidence de la république. donc politiquement bu la neexee mën nga contre Macky Sall. politiquement bu la neexee mën nga bañ a ànd ak Macky Sall. ku nekk am nga ci droit kenn du ko bañal kenn. mais quant à li ñu bokk muy le drapeau national. kenn ku nekk war nga ko mën a normal parce que gis nga ambassadeur dañuy waxtaan dafay indi waxtaan tamit. parce que ça constitue une affaire nationale parce que boo waxee bu loo wax équipe nationale demul représenter keneen ku dul drapeau Sénégal. dëgg la. parce que boo xoolee ñoom fragiliser nañu institution yi. institution yi drapeau Sénégal moo fa nekk. néewal nañ leen kattan saboté nañ leen kenn joxatu leen cër. dëgg la ci ñenn ci ñoom. dëgg la. beneen bi. mooy ñu fragiliser la police et la gendarmerie. chaque gendarme boo gis chaque police boo gis mbagg ma. drapeau APR nekk ci vert jaune rouge moo ci nekk. wallaahi te muy dëgg. bel nga war leen a jox cër. nga ñëw ci équipe nationale maillot bi ñu sol. couleur ba ca ne vert jaune rouge la. dëgg la. mais yow léegi nag yow boo bañee loolu yow ni bëgg nga dëkk bi est-ce que ay nit war nañu mën a ànd ak yow ay nit war nañu mën a déglu. dëgg la. parce que ambassadeur il faut Sénégalais yi yeewu ñenn ci Sénégalais yi il faut ñu yeewu. te li leen di yëkkee mooy ñu mel ni yow. ñu mel ni Macky 3 Pommes. ñu mel ni bëgg bàyyi. dëgg la. ñu mel ni ñooñu ñoo war a boole seen i kattan éveiller Sénégalais yi ba nga xamante ni ci respect ci teggin ci yaru dinañu wax lu dugg ci nopp Sénégalais yi. parce que équipe nationale bii tey. imaginer bu jëloon coupe d'Afrique apaisement social bi mu mën a indi ci biir réew mi. wallaahi jàmm ji muy indi. non jàmm ji muy indi waaye yàlla na ko yàlla def waaye yàlla na yàlla def ñu jël. amiin ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala amiin mais nag yàlla dafa maandu. waaw. yàlla dafa maandu ambassadeur parce que yàlla nee na man ci xol yu ànd ci xol yu dëppoo. ci xol yu yaatu laa xaj. xajuma ci ak xol yu féewaloo. dëgg la. mais ñun suñu problème Sénégal li kese la parce que moment bi équipe nationale de football am na ku jàkkaarloog télé ñaw lay wax. waaw yàlla bu ñu dugal. yàlla bu ñu dugal bu ñu ratee waaw. ci te rends compte. man moo tax ma dencoon seen. da ngay jàkkaarloo moom mu naan la waa mais gis nga seen équipe bi ñu football tey. yéen seen équipe bi waaw mel ni moom di Sénégalais ba pare mu ngi naan nañ leen fal ñoom ñu naan ñoom ñooy patriotique waaw ba pare naan la yéen seen équipe bi kay yéen fu ñu jëm ama parce que non yàlla ñu yàlla musal si ñoom. yàlla nañu yàlla dolli sutura ambassadeur yàlla nañu yàlla dolli sutura. amiin yàlla na yàlla dolli jàmm yàlla na yàlla musul seytaane yi bëgg a tax Sénégal. seytaane yi féewale Sénégal. amiin waaye yàlla na yàlla dëgg la. seytaane yooyu yàlla nañu yàlla musal ci ñoom. amiin képp ku nar a tax Sénégal wala nga nar a féewale Sénégal yàlla yàlla tas la ba nga tasaaroo. amiin waaye. parce que ñun tey jii muy man muy keneen ak keneen tey ndamu Sénégal sama mbégte la. donc bu dee aw ma ci dara aw ma ci lenn mais man couleur bi ci boppam drapeau vert jaune rouge bi man moom laay jeeral moom laay tàmm moom laa bëgg. ku ko nar a naxatal man dama lay song damay dal sa kaw. dëgg la te muy dëgg sax. comprendre nga. léegi nag ñu door a ñëw nag ci leneen ak leneen mais li ci jiitu mooy. li ñu bokk muy drapeau national. kenn ku nekk war nga mën a jël say intérêt personnel nga teg ko fële. ñu boole suñuy xol boole suñu kattan ci li ñu bokk ñu jël ko. te muy dëgg. loolu mooy ñaan. moo war a nekk mbébétu tout sénégalais. xaw ma nag boobu sénégalais. rafet na kàddu yàlla. comprendre kàddu yàlla voilà
parce que tey jii ambassadeur boo xoolee ce qui se passe dans ce pays damay rus a sax nekk sénégalais. waaw des fois tem nga ne rus ko quoi te mais nag du ñu bàyyi ñu yàq sénégalais duñ bàyyi ñu koy yàq parce que tamit fu ñu nekkee di am fitu yàq ñun ñu am fitu. non kenn du ko yàq kenn du ko yàq parce que boo. ñu perdre espoir en tout cas ñu ngi lay remercier yow bu baax a baax di la wax ni la bonne continuation ñu ngi lay soutenir à tout moment. merci beaucoup à tout moment ñu ngi lay soutenir. merci beaucoup di la wax ni la fi nga teg sa tànk bi fi nga teg sa loxo foofu la bu ko teggi ambassadeur. jaajëf ñu ay at la. jaajëf merci beaucoup à toi aussi. merci pour cette brillante di ñaan di def ci campagne électorale yi. yàlla def ci jàmm ju mat sëkk. waaw may mburoog song. yàlla def ci. lu si benn bokk yaakaar yi may leen ndam fépp. man moom yàlla waaw ñi nga xam ne dañoo jóg pour taal Sénégal moom bu ñu jiite dara wasalaam. ay ca kontaan nañ bu baax Omar Diakhaté bokk Kodas aussi nekk sunu réew kenn du ko taal di ko jaajëfal bu baax parce que ñoom dañoo jog ne réew mi du ñu seetaan ñu koy taal. kon nag si yëpp muy staaru làmmañ violence la violence elle est verbale elle est écrite elle est psychologique elle est physique et cetera ñun toute forme de violence moom la ñuy xeex réew mi kenn du ko taal. foo leen ñemee ñay taxaw wax seen làmmañ pour taal ko ñu yor sunu làmmañ pour fay ko indi dëgg gi nag conscientiser la population. ayca one love jaajëf gars yi. merci beaucoup jaajëf frère. jaajëf ayca ñu kii nag gars yi waaw mën ngeen a duggaat am na gars yu nekkoon si ligne bi. man ngeen woote ngeen ñëw yéen ñëpp live bi moom pour ñëpp la waaw live bi pour yéen ñëpp la yéen ñëpp yéen a ko bokk man moom amuma live boo xamante ne dama naan ñii la ñii ñoo si bokk wala ñii bokk ñu si waaw pour tout le monde la waaw di leen jaajëfal rek di wax ne kontaan nañ defe naa Sadio Mané moom mooy l'homme du match waaw defe naa Sadio Mané defe naa mooy l'homme du match aussi si kii bi dafa mel ni moom la gars yi def homme du match aussi moo dugal mais aussi def na ay passe def na ay kii def na li mu war a def lépp waaw dañ ne woon dañuy ñëw rek ñu dugal benn live bu ndaw bu gàtt waaw di wax ne Sénégal ñoo ko moom équipe bi buy fubal du équipe bu Macky Sall moomul équipe nationale du Sénégal ñun Sénégal yëpp ñoo ko bokk gis nga ndam lu mu am Macky Sall daf siy sagoo ñun ñu sagoo si ñun ñëpp képp kuy citoyen sénégalais da nga siy sagoo liñ naan dans le combat commun on y gagne individuellement dans le combat commun on y gagne individuellement j'ai l'habitude de le dire mooy bu ñu bokkee ñun ñu xeex ba am ndam ku nekk après sa ndamu boppam waaye tey jii bu ñu amoon gàcce nii sunu gàcce lay doon ñun ñëpp ce n'est pas pour rien yenn seen Macky Sall parce que jour yi dañoo jël ci terre bi xaalisu Sénégalais ñoo koy fay c'est notre argent l'argent du contribuable moom la ñuy jël moom la ñuy fay kon nag yow Macky Sall ëppalewu la si yaa ngi si biir ba tax na bu lu mel noonu ñëwee yow da nga war a kontaan nga ne man kat terre bi lañ jël dem nañ si dugg nañ si maa ngi leen di ñaan le fait que ngeen jël ko sagal leen ñu ba gën a mën a jaay destination bi mooy ngeen kii ko bu ko defee image yooyu buñ koy monter di indiwaat affaire yi di xool ñu ne waaw kat ñii kat sagal nañ ñu parce que ñu ngi nii ñoom ñoo mujjee gagné ñooy mujjee indi coupe bi fii def nañ de sorte que ñun gagné nañ suñu coupe gagné nañ coupe d'Afrique bi indi ko mu nekk suñu sax ñun ñëpp te bu dul dara yéen leader bi ngeen di tiitaroo ne moom moo nekk seen ginnaaw leaderu patriote yi Ousmane Sonko teer xaw ma Ousmane Sène ba teer mais moom day réclamer wu Casamance te am na ku wax léegi benn suggestion bu am solo nee na xam nga moom mu ngi juddoo hôpital régional de Thiès yaayam dëkk Xombol lan moo tax demul samp ndëndam Thiès dans les normes Ousmane Sonko Thiès la waroon na samp ndëndam ne day laaj pour nekk maire de Thiès mais xam na ne foofu du fa am dara Thiès yi duñ ko gëm mu daw ne naa dem fële fa nga xamante ne moom mooy kii Casamance xëccu foofu bu ko defee nag dugg seen maay léegi lu ñëw rek moom mu ne nañ ko fal quoi mel ni doomu Casamance yi ñoom seen yaay yi fa nekk seen i baay jur yu ay doom yoo xamante ne mën nañoo diriger
Sénégal mën nañoo diriger Sénégal wala mën nañoo diriger seeni localité maanaam maire bu nekk Casamance rek moom nee na moo ko war a diriger wala moom kii wóoru pour ñu diriger ko moom moo ko war a choisir moom Ousmane Sonko loolu mooy yëfi imbécile la yow da nan nga leen gën yow da nga jàpp ne yow Casamance yëpp yow Casamance ba mu dej yow yaay nit ku baax ki yow yaay doomu Casamance bu baax te yow defoo fa lu baax tabaxoo fa école tabaxoo fa salle de classe tabaxoo fa jàkk tabaxoo fa rien du tout muy wër di jéem a dugg seen maay pour utiliser rébellion bi di si enrichir njabootam te saay bu mettee bu fa defee combat wala mu def fa violence buy metti mu daw génnewaat fi mu toll nii xam na ne campagne électorale bi muy door a ñëw da doon bëgg installer terreur violence pour nit ñi bañ a génne bu mobilisation bu Balde ootee kenn du ñëw bu Seydou Sané ootee ak ñoom Yuba Sall ak kii Samb bu ñu ootee kenn du génn wala ay kii duudukat mu ne xaaral moom ñëw ànd ak ay gros bras am parce que jox nañ ko ay levée de fonds yi mu daan yóbbu Sweet Beauté mu ne xaaral mu jéem a ñëw tiital recruter ay nit yu jóge ay tëngee jaax fu nekk fay leen ay 15000 25000 francs par jour wala 10 000 francs pour ñu ñëw di terroriser waa Casamance yow boobu gëmoon Casamance ngay jël ay nit ñu ànd kii la mais ba mu ko ñamee mu metti si moom mu ñëw mu daw demaat kër si góor gi fi naan Dakar ñëwaat indiwaat violence mu mettiwaat si moom ba am ay ñetti nit ñu dee mu daw wacce fa ay garde corps am ñooñu jël tàlli yoonu suuf bi ba ñu dee mu sacrifier leen là bi campagne bi commencé pour wane ne ab tapet la moo jëkk a ñëw naan waaw nañuy def programme rek xool ñu bëggee sax ñu def débat commencé mu ngi dugg si biir dëkk bi xam ne si biir àll bi day dugg mu ne waat mu normal gis nga bu wëree ba wër nag ba mu yàgg ba war a ñëwaat lay ñëwaat créé waat tuuti bokkan de violence pour may boppam kii bu campagne ba xam ne def na kii mu ñëw créé waat tuuti violence mais Ousmane Sonko warul la xaw sax ay militants ak moom si jëmmu boppam ñuy ñaanal équipe nationale échec parce que dañoo yéeg ci terre bi parce que moom moo waxoon bu si Macky Sall la yéegee dem jam ñaaju ñëwaat sant du Sonko mu nekk ab fen léegi équipe nationale bi jël ko mu jàppane nag loolu ndamal équipe nationale bi mais moom moo siy gàccu rek waaw yal na ñu yàlla defal jàmm ak xéwal acca yàlla na ñu yàlla defal jàmm ak xéwal ak mucc ak sutura ak aafiya àdduna ak àllaaxira si barke Nabi Mustafa ndaxte ñun lii rek lañ am waaw ñun lii rek lañ am waaw ñun loolu rek lañ am mooy que équipe nationale bi moom lañ am mooy sunu équipe nationale di jaajëfal El Hadj Diouf waaw CAN 2000 le Sénégal s'impose Zimbabwe 2-0 2 buts wala 1-0 la 0 wala dañoo dugal 2 ayca ñu ñëw nag ñu xool presse bi lan la si waxagul au niveau international ñu xool. Les Lions de la Teranga peuvent donc souffler après un premier match poussif. ñu ñëw xool gars yi li ñuy wax télévision européenne yi. Les Sénégalais ont ouvert le score face au Zimbabwe 1-0 pour leur première rencontre en Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez suivi ce match, Cédric Ferreira à Bafoussam au Cameroun et c'est Sadio Mané qui libère les Lions. Ah oui, quel soulagement pour les Sénégalais. Il a fallu attendre les toutes dernières minutes de ce match face au Zimbabwe. On était dans le temps additionnel et un défenseur zimbabwéen a fait une main dans la surface de réparation. Et là, ça a été sans appel, évidemment. Penalty pour le Sénégal. Sadio Mané l'a transformé sans difficulté. Et voilà la star des Lions qui a offert la victoire aux Sénégalais, qui a marqué son premier but dans la compétition. On se doute que toute la sélection sénégalaise ne retiendra que l'essentiel, cette victoire, car dans le contenu, c'est vrai, les Lions ont eu beaucoup de mal face à une équipe zimbabwéenne courageuse. Durant tout le match, c'est vrai, les Sénégalais ont dominé, se sont procurés pas mal d'occasions en première période avec Sadio Mané et Keita Baldé. En deuxième période, ils ont eu un peu plus de difficultés face à une défense regroupée du Zimbabwe. Mais au final, ils ont réussi à forcer la décision et à emporter ces précieux 3 points pour lancer cette compétition. Car on le rappelle, le Sénégal a beaucoup de pression sur ses épaules. Ils font partie des favoris et ils sont là pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors avec cette victoire, ça va donner un peu de répit aux joueurs. Et puis c'est vrai qu'il faut rappeler aussi que le Sénégal a abordé ce match
avec une équipe décimée, 11 joueurs testés positifs au Covid-19 sur les 28 sélectionnés. Pour les prochains matchs, Aliou Cissé devrait récupérer quelques éléments. Et d'ailleurs, le Sénégal qui aura maintenant rendez-vous vendredi face à la Guinée. Le Sénégal qui est bien parti pour se qualifier, en revanche, pour le Zimbabwe. C'est aussi un coup dur, hein, qui pensait tenir le match nul. Il se retrouve maintenant avec 0 points. Mais le Zimbabwe qui pourra se racheter dès vendredi aussi face au Malawi et ensuite face à la Guinée, puisque les Zimbabwéens espèrent bien sûr se qualifier pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. 1-0 donc, Sénégal-Zimbabwe. Merci beaucoup, Cédric Ferreira. waaw mu ngi noonu gis ngeen journal yi au niveau international le Sénégal ba Zimbabwe admiré le but de Sadio Mané acca ma yóbbu leen nag ngeen admiré ji le fameux but de Sadio Mané kon nag mu ngi noonu ñu indi leen si am ci Coupe d'Afrique bi daje woon te yàlla may Sénégal benn penalty Sadio Mané daal di koy dugal ñu bëree bëri nag amoon pression ci li nga xam ne mooy match bi ndax Sénégal ñu bëree bëri jàppoon nañ ne ak Zimbabwe moom du yegg fii waaye nag yàlla daal mu génn daal di def penalty yi daal di am Sadio Mané nag correction bi nga xam ne nit ñi tege woon nañ ko Sadio Mané daal di leen koy teggil ñu ñaan ayca mu ngi noonu but de Sadio Mané قالوا الاولاد في الاستوديو لانه ما كانش ما استفدتش انت لم تتابع اصلا مباراه الجزائر وكيف وظف جمال بالماضي مثل الاطراف والاجنحه لضرب الدفاع الخلفي المنتخب الغاني اللي عنده مشاكل المنتخب المغربي man but de Sadio Mané laay wax ngeen may indil ay gi ayca but de Sadio Mané ñu xool but bi góol bi da daa tiit génn na ba fa nga taxaw ji fële. Et le penalty à suivre qui va donc être validé. Et peut-être Sadio Mané qui... Peut-être la victoire au bout des pieds de Sadio Mané. Sadio Mané qui va tirer le penalty de la première... Liverpool et du Sénégal. Oui, Sadio Mané qui marque. Oui, ambassadeur depuis Paris Forum Kendiailo, qui est très content de cette victoire du Sénégal. Sadio Mané qui vient de délivrer le Sénégal, qui vient de marquer le premier but de l'histoire du Sénégal dans cette CAN Cameroun 2021-2022. Donc il est là, donc il a honoré, il devait même marquer 2 buts, il a fait des passes comme ça, il est là. Regardez comment il a marqué ce magnifique but. Oui, il le mérite, Sadio Mané, le meilleur joueur africain et mondial. Regardez, il a été grand. Elas Diouf doit être content, Fadiga doit être content. Sadio Mané, la star de Liverpool et du Sénégal qui prend contre-pied Petros Mari pour la victoire du Sénégal au bout du suspense. Quel joli but de Sadio Mané. On est très fiers de vous. Comme le résumé complet du match avec votre serviteur ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye ma indil leen résumé bi nag match bi laay indil tuuti résumé bi rek ñu continuer gars yi ku ko tardé boo paree nga ñëw seetaan waaw xam naa gars yi ñu ngi seetaan nag di kii ku tardé match bi boo paree nga seetaan man moom damay ñëw defal fii sama match man gagné naa fi yeneen match yi sax tànn moo ko seetaan sama yoon nekku si waaw sama yoon nekku si résumé du match ayca résumé match bi je vous donne le résumé du match ah. Oh sama xel dem na si Pape Bouba Diop yàlla na yàlla jéggal ko yërëm ko dugal ko àjjana firdaws sama xel dem na si Pape Bouba Diop gars yi bu ma déggee hymne national bi Aïcha mu ngi noonu les joueurs sont là Aïcha on va faire le petit résumé Sénégal Zimbabwe. Oui, première occasion manquée du Sénégal qui devait marquer. Allez, encore une autre occasion sénégalaise. Ils ont dominé. Une autre occasion sénégalaise, troisième occasion. Oh, ça passe à côté. Ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye pour le commentaire du match Sénégal-Zimbabwe. Il y a l'entraîneur qui est en train de féliciter Aliou Cissé. Oui, de ces belles occasions-là, il faut qu'on attende encore une autre occasion sénégalaise manquée. Allez, encore, 5e occasion encore. Ils ont non. Oh, ça a été là, ça. Oh, oh, quel dribble de Sadio Mané. Oh, Sadio, il a été merveilleux. Merveilleux Sadio Mané. Sadio Mané. Encore.
Oh, pop, il est partout. Sadio, il est à gauche, à droite. Oh. Bounassar. Aïcha. Après la mi-temps, Sénégal encore qui vient. Oh. But de ça. Sadio Mané. Ay li dana way. Ay kontaan naa. Ambassadeur dégg na. Kooku moom mooy résumé bi. Ñu tegal leen woon noonu mu ngi noonu résumé bi du match ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye Lo indil leen résumé match bi mu nekkoon lu am solo. kon nag ñu ngi leen di waxal ne yàlla na jàmm yàgg waaw di defal ñu sutura afiya ndaxte lii rek lañ doon xaar si ñoom defal nañ ñu ko yàlla na yàlla defal leen kii bi waaw lii moom waaw jaa ngeen jëf kontaan nañ bu baax sagal ngeen ñu waaw Sadio Mané sagal nga ñu waaw jaajëf ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye Lo kon xaar ma ñëw julli ji. dëgg xool leen mu ngi nii résumé du match. Sadio Mané, la star de cette équipe du Sénégal, vont se faire un goal aussi. Ça veut dire les entraîneurs aiment bien avoir une équipe où on a un accent gauche. Ce que fait Sadio Mané, ce qu'a fait Sadio Mané aujourd'hui, c'était exceptionnel et c'était super. Et un latéral gauche à gauche. Et donc je pense aujourd'hui au Congo, un joueur très intéressant, notamment dans la relance. Nampalys Mendy avec Sadio Mané, le joueur de Liverpool. Aïcha donc mu ngi noonu gars yi loolu lañ leen indiloon xam naa dañ naan lii duuf si nag bi xajul si cin li moo tax nag ñuy wan ne rek nii la ñun quand c'est important c'est avec l'ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye Lo mu leen di indil waxtaan yu am solo yi discussion yu am solo yi et cetera mu ngi noonu ma may leen bii ba si kanam waay ñu dem Sénégal waaw gis ngeen man El Hadj Diouf bi laa ñu may rétro El Hadj Diouf galgati El Hadj Diouf ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye Lo Diouf yi man Diouf moo nag mooy sama jour jalgati jaageen jëf waay di leen di bëggee sama sponsor yi waaw Firdawsi groupe Aljana Couture Moxa création styliste international Kër Ndiaye Lo fast food Ndiaye Bona info gars yi nekk si laayet bi kii bi nga xamante ne revue de presse bi di bëggee Mariama Cissé di bëggee ñëpp waaw di jëlee waaw bu roog soow nag waaw di ñaanal jàmm Sénégal waaw TER bi suñu réalisation la bu si jour yi yéegee war nañ ci yéeg buñ si yéegul tamit war nañ si yéeg parce que seen TER la du jour yi dañoo yéeg ci TER bi rek moo tax ngeen ne day leen di ñaanal échec yéen a soxor ay suuf ko waa këram moom bañ na ba ne day seetaane ji sax kii nu mu tudd sax moom seetaane juru match bi moom day campagne dugg si àllu Casamance bi nee na moom yoonam nekkul ci jour yi yoonam nekkul ci équipe nationale bi yàlla bu ñu gañ xanaa war ngeen a rus Sadio Mané sax fi mu toll nii dinañ changer discours yàlla def leen a weer yàlla bilaay yàlla baax yàlla moo bëri sutura waaw ngeen dégg seen wax ju bon ñi ngeen doon wax ndeysaan moo tax kii tontu bi mu leen tontu dafa am solo. non politique warul tax ba yéene ko réew mu ñàkk ko. billaahi. non gis naa fi ay booy opposant booy taliban yi ànd ak Ousmane Sonko ñu commencé perte parce que yaakaaroon nañu Sénégal du gagné ci mbaa yooyu. mais yàlla moo leen ëpp doole. billaahi xam nga lii du patriotisme. patriotisme mooy da ngay bëgg sa réew. dëgg la Aïcha dafa mel ni sawaay mu ngi si kii bi bunte bi ñu jël ko gars yi moom dañoo tamponné tey moom tey victoire ça se fête la victoire ça se fête waaw bis asalaamaaleykum monsieur l'ambassadeur. waaleykum salaam wa rahmatullah kooku du Abdoulaye Gueye AFP depuis diaspora bi ñu ngi lay ziar kilifa gi. monsieur l'ambassadeur maa ngi lay nuyu. waaw jaajëf ñu ngi lay fay yow tamit yaay suñu dernier auditeur je pense. waaw di la sargal di la féliciter ci victoire Sénégal bi. merci beaucoup merci ñu ngi lay sargal yow tamit.
parce que dama xam ne bëgg tuuti borom lay tolloo. waaw dëgg la. te gis naa ne équipe nationale bu Sénégal tey ni mu fubalee. metti na waaye neex na ndam loo ko amee jar na ko. wallaahi nañu yuuxu rek. waaw. nañu yuuxu rek bu dee 1-0 bu dee diw France yeeg lépp jar na ko. waaw sa waay man de football bu ñaaw sax gañe moo ma gënal bu football bu rafet ñu gañe la. mangoo. waaw. may am ñaari yëf yi mooy bëgg a souligner. waaw nan nga gisee ak patriotes yi waa kër Ousmane Sonko yi waxoon ne gars yi dañoo jël TR bi di jëli ji drapeau bi palais léegi nag ñoom yàlla bu ñu gañee naan équipe nationale bi yàlla bu mu gañee match bi premier match am dinañ am défaite te dinañ def le tout pour équipe bi am défaite léegi yow nan nga gisee loolu en tant que ñoo xamante ne nee nañ ay sénégalais la ba pare di ñaanal équipe bi défaite mooy audio yooyu ngeen dégg ñu leen koy tegal ñoom ñu ko doon wax. macha allah ambassadeur ma lay wax ne la yéene nekk la borom ma cay fanaan. dëgg la. dama lay décortiquer ñaar ci groupe yooyu noonu ña nga xamante ne ñoo waral loolu. daa ngi jëf. tey jii dafa amul benn xale boo xamante ne. rappeur la. waaw. bokk ci seen mouvement yooyu ñëwoon France nekk fi quelque temps daal di delluwaat Sénégal daal di indi benn marque bu ñuy wax Jolof for Life. Jolof for Life waaw. bu daal di nekk 999. waaw. 999 boo ko defee mu jox la 6 daal day jox chiffre franc-maçonnique. wax nga dëgg. ma di la xamal ñaari yëf ne la. waaw drapeau homosexuel ñoom ñoo ko fi njëkk a dugal ñoom waa kër boobu. ah bon. ndax jamono jooju ñu koy indi Sénégal boobu nit ñi xamuñu woon luy loolu ñoom ñoo njëkk def propagande bi. ok. dëgg la ñaareelu yëf bi tam daal di ñëwaat ci ka nga xamante ne. mooy jiite mouvement bi muy Malal Talla. Malal Talla waaw. Malal Talla moom moo fi indi benn jiiñi pop. jiiñi pop moo ko taxawal fële ca Géejawaay. waaw. te ba mu ko taxawalee ca Géejawaay premier ministre Canada dafa ñëw. yónnee ay ndawam ak ay sponsor ñu ñëw jox ko xaalis mu taxawal jiiñi pop. te premier ministre boobu noonu. waaw. moom moo ñëw négocier ak Macky Sall ak Obama ne ko dañu bëgg mbirum góor jigéen topp. waaw. waaw. ma jógee ci kooku daal di dem ci kilifa ak caat. kilifa ak caat. ba Macky Sall ñoom bu ñëwee Macky Sall na leen fii kenn du ko fi wote tant que mu ngi fi waaw. kilifa ak caat ñoo njëkk génnee morso ci saaga këru diine yi. seen premier cassette. waaw. daal di commencé xas këru diine yi. ba ñu xaw ci am ay jafe-jafe ñu daal di créé seen mouvement Y'en a marre ne dañuy jàkkaarloo population bi jéem a nax population bi mbir yi képp waat seen kaw. dëgg la. moo tax ma lay waxal ne la monsieur l'ambassadeur. tu fais un excellent travail. merci beaucoup. ndaxte yaa ngi démystifier gars yi. merci beaucoup. lu gars yi xamuñu woon yaa ngi leen koy leeralal. ndax yéen tamit yéen a ngi siy participer bu baax. waaw. tey jii ma lay xamal ne la. dans l'ensemble. lépp dans l'ensemble buñ ko dajalee. daf ñoo jox benn point. mooy sama live bi ma def ba ci démb mooy Ndiaye ne leen. président Macky Sall. waaw. def na li mu war a def yëpp. dëgg la indi na tali. indi na oto. indi na terre. indi na avion. indi na avion muy ñeenteel baa ngi noonu. waaw. ax bato bi ñu jënd pour tamit waat kii. waaw bateau de contrôle yi laan loué muy cher. daa am lu mu doon rêvé. bu naan laan 2000 Dakar sera comme Paris. waaw. 1957 De Gaulle ci ñëw Afrique. daal di jaar Sénégal 60 Sénégal am indépendance am. dëgg la. premier maire ville de Dakar bi ngi tudd Alexandre Jean. premier maire ville de Dakar bi ngi tudd Alexandre Jean jël ko teg ko jël Dakar daal di koy teg ci voie bu wóor bu dëgër. am na ñu fa jot a jaar. waaye li fa Macky Sall def ni amul kenn ku ko mës a def. dëgg la. moo tax
tey jii bu Lions yi jëlee terre bi. di ci dem aéroport Diamniadio. dañ naan le rêve est réalisé. waaw wallaahi. le rêve est réalisé. léegi sunu ñaareelu rêve bi mooy fan. mooy jëli Coupe d'Afrique indi ko Sénégal. wallaahi oh c'est mon rêve wallaahi oh. mooy rêve. kooku bu amee rek ñoo xam ne destination Sénégal gën a neex. gars yi dañuy dagg billet d'avion yi tourisme yi kooku Afrique yëpp a fay teew. parce que africains yi sax ñoo koy ñii di football ñoo koy yéene Sénégal. première fois mu am coupe. même toutes les équipes tous les pays dañ naan ah non yéen mag mérito ngeen sax ngeen bu dee benn yoon sax ngeen jël coupe bi parce que ak qualité joueur bi ngeen am qualité joueur yi ngeen am wallaahi al-azim. kon nag bu ñu gisee ay nit nekk fi naan nit ñi jël nañ terre bi léegi waruñoo gagné te yàlla bu ñu gagné ba pare di oote patriotisme ba pare yow sa joueur sa ka ngay diri ka nga wax ne moo lay jiite moom mu ngi réclamé wu Casamance te yow Sadio Mané il est de Casamance def fa lu dara xanaa bu ñu supporté wul équipe nationale sax supporté Sadio Mané. yéene ko sax mu am succès. turam gën a jóg xaalisam gën a jóg ñu gën ko fay lu bari ne la mu fa réaliser Ousmane Sonko réaliser wu ko fa te Ousmane Sonko mu ngi juddu hôpital régional de Thiès yaayam dëkk Xombal Sonko tey jii bu doon présenté wu Thiès la waroon a présenté woo mais xam na ne foofu mënu fa présenté Yankhoba Diattara ngi fa lu tax demul présenté wu mu ne man Thiès laa juddoo dëkk Xombal gi yaayam juddoo nekk Xombal googu léegi lu tax présenté wul woon foofu mu dem Casamance dana xaaral mu xool fu mu gën a nooyee fu mu mën a naxee ñooñu lekk ci xaalisu rébellion bi utal leen indépendance. dama lay xamal leen na monsieur l'ambassadeur. waaw. Sonko dafa ne woon moom déposé candidature ci meeru Casamance Sédhiou. waaw. ndaxte dafa yaakaaroon ne coalition Benno Bokk Yaakaar dafay jiital Abdoulaye Baldé ko bu demee ba xam ne. waaw. coalition Benno Bokk Yaakaar jiitalul Abdoulaye Baldé bu wóor ko ne fu mu toll nii mën naa am taxawaay mu daal di jël waxeet daal di koy teg. waaw. mu lay war ne waa ji nit ku dëggu. waa ji saay-saay la naxaatekat la. waa ji marionnette la. te ba lay xamal leen na monsieur l'ambassadeur. waaw. am na ay yëf yu ñu fi jëloon. am na ay yëf yu bëri yu ñu fi jëloon. teg ko ci deru nit ñu baax ñi fi nekkoon. waaw. ba ñu génnee foofu xam nañ ne. bu mu toll nii destination bi yëpp Coupe d'Afrique la moo tax ñu jëlaat seen lépp tegaat ko kay ndey. te ma lay xamal leen monsieur l'ambassadeur. waaw. lépp loo gis ci benn lay commencé équipe nationale des sourds et muets ñi nga xamante ne du ñu wax. waaw. te du ñu dégg dañoo jël Coupe d'Afrique at bii ñu di génn nii ci at bi ñu nekk ci at bi ñu génn nii. alhamdulilah waaye yàlla na yàlla dolli sutura waay loolu neex na. dama lay xamal leen te dama dégg benn bër naan jeexaat foo defoon sa loxo. defaat ko fay delloo waat. Bombardier. waaw. wallaahi. moo tax ma gëm ne. Coupe d'Afrique ren jii dina ñëw Sénégal bu neex. amiin waay yàlla na yàlla nangu ñaani waay amiin waay sa yéene ñun de lii lañ soxla wallaahi azim kontaan naa yow de boo paree du ma jëlaat beneen auditeur fii lay yem yow si yow de ñaan gi man ñaan gi rek lay xaar waaw. lu waral loolu. ndax bu waral loolu. parce que dañoo am ministre des sports moo xam ne dafa mat ministre des sports. waaw Matar Ba c'est un bon ministre. des sports c'est partie des meilleurs ministres. Matar Ba ministre de la tourisme boo xamante ne. ministre des sports tourisme économie élevage. waaw l'ASP du Sénégal. te boobu tey ñu ngi teg ay jéego ci Sénégal émergent Sénégal nouvelle horizon. dëgg la. boobu tey jéego yooyu nag xam nañ ne Coupe d'Afrique moo ko war a mën a mottali. ak Sénégal daal di nekk pays boo xam ne day développé comme Dubaï. comme Hong Kong comme yeneen dëkk yu mag yi. dëgg la moom frère. te loolu gëm nañ ne nouvelle horizon boobu ñu bëgg a jëm ñoom moo ñu ko mën a yóbbu. dëgg la. moo tax nag góor yëpp yor seen kurus te ñaan. yàlla suñu borom ñu dara teew. ñu indil ñu coupe du Sénégal ñu fete ko. amiin waay def ko da nga ko waxee. daal di relever le défi. di sant nag le président Idrissa Seck.
xam ne coow li. moom la comme ni mu la koy waxee ne la coow li président Idrissa Seck la. wallaahi. 2002. 2002 lépp ci loxoom la tegu. ba gars yi dem mondial dem lépp moo tax moom mention spéciale xam ne moom dafa jig Sénégal. macha allah. heure bu duggee ci gouvernement bi. waaw. avancement day am ci réew mi. ah 2002 de bi mu ko defee bi ñu ñëwee mu nekk si ñu fal ko mu nekk si gouvernement Ablaye Wade beex yooyu ah mu ànd ak bi ñu fal ko def ko directeur de cabinet maître Ablaye Wade mu nekk si gouvernement bi defe naa ba ñu dajee France tamit noonu la woon ñu dóor leen 1-0 waaw wala déet ah tey jii ñu fal ñu ñu falaat ñu CS jiital ko ñu ñëwaat fan football suñu première carte ñu ñëw dugal 1-0 ah c'est des bons signes de ah bu loolu dara jig nañu de foofu moom jig nañu waaw. macha allah waaw kooku moom c'est des bons signes. macha allah. moo tax sa jigéen boobu di Françoise Hélène Gueye. waaw Françoise koy remercier bu baax. Françoise ku baax. opportunité yi moo ubbil ba ma commencé laaj. waaw man mii yàq ngeen sax lay sant bu baax. waaw merci waay yi ma ubbil ba nit ñi commencé ma suivre. ah yaa ngi wax lu am solo yow moom il faut ñu lay suivre parce que borom baax. waaw. noonu la. sa xalaat moom wax ko rek. dama bëgg daal affaire yi gën a yaatu bu baax a baax. non de gën a def ay live jàkkaarloo bu baax. non day am sax day am xëy na temps bi moo kii ne rek mais day am après on va se concerter di xool nu ñuy doxalee continuer l'essentiel bu ñu amee idée rek idée bi nañ ko wax wàcce ko ci Facebook bi kenn du ñu ne ñun waxuñu woon bi wax jotee ñu wax ñoom xam nga ni ñuy def maanaam bu benn affaire amee sujet amee dañuy jël ay 5 6 7 live kat wala 8 live kat ku nekk wax kii bu waxee pare jox kii kële wax def live def bu ko defee ñu inonder les réseaux sociaux yi ñu defee ne ñoom ñoo yor bonne information alors que il informe fausse ñun ñi yor bonne information yi nag ñoom fu ñu waxee man bu ma live teg pare yow nga pare tamit jël sa live nga teg wala yaa xam heure bu la koy kii même bu doon 10 minutes sax wala 15 minutes sax yow nga live tak contredire lépp lu ñu fen parce que bu njëkkoon ñoom dañ laan nekk ci réseaux sociaux yi di fen rek léegi dem ba kenn du leen démentir ba nit ñi jàpp naa ñii est-ce que waxuñu dëgg mais dès l'instant que léegi ñu leen di affronter bu ñu fenee midi 1 minute ñu gëneen da ngeen waxoon yéen a fi waxoon ni fen ngeen affaire boobu day permettre ñu gën a mën a évoluer waaw di jaay nji waaw loolu moo ñuy may ndam ni te moom moo leen écrasé ba tax na jaratuñu dara Sénégal léegi gars yi bu ñu leen di déglu la ñuy déglu xool déglu leen les insolents là imbéciles yi dañ leen wax déglu leen saagakat yi si partagé wu ñu leen su kii mais dañuy partagé xool leen ñenn dañuy denc seen kumpa di xool naan ah kon ñii li ñu doon wax nekkati lii dëgg la parce que ñun buñ ko daan wax daal na ñuy gëm mais tey jii ñoom seen i kii booy yi dañ koy seetaan muy def incitation à la violence la haine booy yi dañ maanaam yàq nañ société bi dañoo yàq société bi mais nag ñun dañu war a jaamu yàlla ñëw jàppale sauver sunu booy yi surtout primo votant yeex booy yi keneen ñi nga xamante ne jóg déclenché guñu 12 ans 13 ñu ngi door a yor ay portable nii ay WhatsApp xamuñu nu mu demee xam nga li ma la wax. léegi ñu changé formaté leen parce que bu ñu leen bàyyee booy nañ dem ba duñ gëmati kilifteef maanaam du ñu faale ci kilifa diine kilifa aada du ñu faale di seen papa bu leen jox ndigal wala seen yaay bu leen jox ndigal ñoom kenn la ñuy topp moom mooy way yorom gaña alxeda Ousmane Sonko la ñuy topp parce que dañuy jàpp ne moom moo yor dëgg dañuy jàpp ne moom mooy kii tax li mu leen di inciter maanaam boo meree yow du boo meree violence la reyal taalal yàqal te loolu baaxul da nga war a jàpp ne yow boo kiwee lan nga ko war a résulter l'intellectuel ce n'est pas le fait d'amasser des diplômes l'intellectuel c'est dans la tête bu dee da nga nekk intellectuel boo xamante ne yow ñaar ñuy xeex mënoo leen a àtte tu mérites pas d'être appelé intellectuel ñaari xale yuy xeex yow nga ne intellectuel bi jàng nga ba yéegi say diplôme mënoo leen a àtte mënoo indi solution éducation bi gars yi ngi grève di xeex di defar ay kii yow nga ne yow opposant nga bëgg nga jiite Sénégal t'as pas de solution à proposer pour régler le problème de l'éducation ni de la santé ni de l'environnement ni du transport rien du tout yow daal na gën a boy rek ngay wax na gën a boy t'as rien proposé moi je vais pas t'élire je préfère laisser kii fi nekk di indi ay solution wala di proposer ay solution pour ñu gën sorti si parce que kii fi nekk problème am na moom mu ñuy gën a yokk lu koy gën a kéewal te indiwul dara tegu fa dara léegi di kese nax lu béy loolu Olof Njaay wax. moo tax li may wax mooy que ne. ñun nouvelle génération bi nga xamante ne. am nañu kilifa. am ay références. suñu devoir mooy ñu yee la jeunesse.
cette jeunesse consciente. Et consciente yu yeneen. dëgg leen daal droit chemin wax leen àdduna mooy naan parce que ñun ñooy seen i grand frère. dëgg la dañu bañ a suivre ñoom Yalom Gañoo. ñoom Samba ñoom Demba. dëgg la dëgg la. di remercier suma leader. waaw docteur Malick Diop avec son candidat. docteur Malick Diop. Diouf Sarr aussi. Diouf Sarr futur maire de Dakar. Un excellent travail sur Covid bi. incha allah dafa def excellent travail ci Covid bi. ba nga xamante ne. Sénégal loolu ci Covid bi. dëgg la. parce que ñun dañu am ay références. moo tax tey jii bu ñu nee première partie référence ñu ne ANP réew mi kon loolu sant yàlla la. dëgg la. kon tey jii boo xoolee le président Moustapha Niasse. le président Moustapha Niasse dafa nekk koo xamante ne nekk na commerce. nekk na ministre affaires étrangères nekk na commission ONU. nekk na administrateur civil école administrateur civil bu nekk fa major ci promotionnaire am. dëgg la kon kooku du ay caaxaan. du caaxaan waaye c'est la kon crème. nag ñu amee ñu loolu ci Sénégal. dañu war a sant. te muy dëgg. am Maam Touba am Maam El Hadj Malick am Bou Kounta Ndiassane. am Maam Limamou Laye kon ñun dañu war a sant. dëgg la. moo tax dama lay wax monsieur l'ambassadeur fi nga teg sa loxo foofu la. merci beaucoup. dañuy ñaanal suñu lions yi. yàlla may ñu ndam. ñu andi coupe du Sénégal. amiin ñëpp ñu ji Sénégal fekk ko ñëwaat Paris ci jàmm ak jàmm. amiin waay amiin merci beaucoup merci le frère kontaan nañ. jaajëf kontaan nañ. participation am na solo. bonne soirée à toi. Aïcha. sa kanam. Aïcha mu ngi noonu nag les Lions du Sénégal bonne chance à vous à l'équipe toute l'équipe Sadio Mané qui a devancé les Henri Camara et l'histoire de la CAN. Je pense qu'il a fait 6 réalisations au niveau de la CAN, donc je pense qu'il a dépassé je pense que je peux me rectifier kon dafa mel ni Sadio Mané si CAN bi rek CAN yi mu participé bu dugalagul na 6 buts dafa mel ni moo rawagul si ñi nga xamante ne ñoo dugalagul ci compétition officielle si CAN kon na mu ngi noonu nag ndeysaan la gaawee yëngal le Sénégal à l'honneur. Sénégal sunu gaynde de kaay sunu gaynde les lions de la Teranga gàcce nga la ma sa kanam ambassadeur depuis Paris France ba muy ne ay en avant les lions di jaajëfal ñëpp waay Koda sunu réew kenn du ko taal gars yi ñuy seetaan followers yi yéen ñëpp ñu ngi leen di bëggee quoi yéen ñëpp ñu ngi leen di bëggee gars yi seetaan xam naa gars yi ñu ngi ci télé bi man moom dañoo gagné rek soxlaatuma sax seetaan yeneen match yi après julli laay def jàng alxuraan tuuti lu tëdd nelaw waaw tëdd nelaw may yeewu dem liggéey Sénégal tan Aïcha, vive les Lions, dédicace aux champions. waaw ñii doon ñaan nag naan Sénégal Lions yi dañoo yëg ci terre bi waruñoo gagné premier match bi di leen ñaanal échec taliban yi waa ko soggay yàlla may nañu ndam tey yéen victoire la alhamdulilah ambassadeur kontaan na ndamul Sénégal la sunu ndam la El Hadj Diouf maa ngi lay bëggee sama El Hadj Sol rétro El Hadj Diouf waaw El Hadj Diouf moom gis ngeen man Sénégal dama ko bëgg sama xol j'aime le Sénégal je te jure sama xol xoolal foo gis rek maa ngi drapeau Sénégal xoolal maa ngi drapeau Sénégal booy bi représenté Sénégal man Sénégal dafay sama xol lay doon bu ma gisee drapeau bi Sénégal sax dama koy jënd di ko maye waaw. les lions de la Teranga gàcce nga la main Sénégal njaay dugalaat leen taw fee
Sunu gaynde les lions de la teranga gàcce galama sa kanam oh tey waay Baaba Maal aka mën a way ay sunu mbokk alpulaar yi ñu leen koy may séeréer yi tukulóor yi joolaa yi soose yi mandeng yi lébu yi asonke yi yéen ñoom ñi Sarakunda yi ñu ngi leen koy may oh tey waay gi ne sa suusa ngacca sa wawa janga sa suusa kota sa wawa accu xam ñëw nekku ngeen kaay Sénégal sunu réew sunu gën jaay sunu gaynde les lions de la teranga gàcce galama sa kanam Aïcha. L'équipe de Sadio Mané, meilleur joueur africain, meilleur joueur mondial, qui a honoré le Sénégal. Sadio, l'ambassadeur depuis Paris from Kër Ndiaye Lo, fier de toi, fier de vous. En avant, on croit. Ce qui fait croire à la force l'augmente. En avant, on est avec vous jusqu'au bout. La réussite est au bout de l'effort. Allez, 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 marquez des buts, gagnez. Qu'importe le jeu, même si vous jouez mal et que vous gagnez, c'est bon. Que vous jouez bien, que vous gagnez, c'est bien encore. Oh. Ay waay ku bëgg wala waay ay soo séeri waay amin waay taliban yi mer nag ay waay jële waaw di jaajëfal président Macky Sall di jaajëfal président Idrissa Seck ñoom it ñam xoba jatara ñu ngi leen di jaajëfal Cheikh Faye Souleymane Wade Adama Samba di leen jaajëfal yéen ñëpp waa Kër Ndiaye Lo jaarama voilà nag de happy birthday à Abdoul Aziz Seck depuis Kër Daouda Sarr waaw Kër Daouda Sarr Abdoul Aziz Seck nag tey di anniversaire ama nekk Kër Daouda Sarr ñu koy souhaiter joyeux anniversaire di ko ñaanal gudd fan ak wér waaw si barke nay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon nag mu ngi noonu noonu rek la ñun moom mooy loolu parce que sunu grand la tey bu yem wax anniversaire am dañuy won ne affaire yu anniversaire am bi kat jig nañu waaw parce que gagné nañ si Abdou Aziz Seck macha allah jaajëf nekk ku baax ancien élève de Kër Ndiaye Lo di ko souhaiter joyeux anniversaire en ce 10 janvier 2022 coïncidant avec la victoire du Sénégal CAN Coupe d'Afrique des Nations kon nag gisoo buy nag moom jaajëfal ñoom Babacar Ndione Kër Daouda Sarr di jaajëfal ñëpp gars yi bëgg nañ de waaw 100% ñu ngi leen di jaar 100% Ndiaye Lo yéen ñi ne oh El Hadj Diouf Fadiga gars yi dama leen di jox ñii dañ ñu bégal man moo tax dama leen di dundee ba léegi waaw parce que damay ñii parce que lu bu lëg lekkee alam nañ ko gën a caw coy gaynde yaay équipe nationale gis ngeen te nii xool leen gars yi temps yi ma nekkee président ASC yi lañ ñu joxoon yii bii nii temps yi ma nekkee président ASC yii lañ ñu joxoon quoi bii boobu je pense que c'est Omar Gueye moo nekkoon maire communauté rurale de Sangalkam yii lañ yoroon blouson yi en 2005 bi ma nekkee président ASC yii lañ ñu joxoon ensemble blouson yi quoi waaw mu gis nga yii moom la ñuy joxoon quoi ensemble yi mais maillot bi nag maa ko jëndoon depuis archive denc ko waaw. Félicitations les Lions du Sénégal, félicitations à Sadio Mané, à toute l'équipe, ñoom Keita Baldé ñoom ñëpp Aliou Cissé félicitations ñu lay jaajëfal parce que gars yi bu ñu gagné dañ naan joueurs yi bu ñu perte dañ naan entraîneur kon nag tey moom dañ lay wax félicitations courage coupe bi nag lañ bëgg waaw jaajëf Fadiga jaajëf El Hadj Diouf jaajëf ñëpp staff technique bi yéen ñëpp jaa ngeen jëf waaw Aïcha tey damaa kontaan bi xam naa ambassadeur mosuñu koo gis mu def doxale ni den subatel dañuy dem Sénégal man ma fa lay dunde waaye na nii man la ñuy dund rabi gaal gi rabi ëllëg subatel dañuy dem Sénégal
jalgati Eric waaw Eric sama copain nekk Thiès Fandène waaw nekk Allemagne maa la koy may Abdou Cissé maa la koy may Talibé Cheikh Mati 3 Pommes Tange Tandian borom journal People di ko may Françoise Hélène Gueye di ko may waa Koda sunu réew kenn du ko taal sunu kilifa diine yi yéen ñëpp ñu ngi leen koy may Baye Mbaye maa la koy may Serigne Ndiaye Bouna di la ko may di ko may Talibé Cheikh di ko may Matar di ko may gars yi ñuy liggéey lépp si comme digital bi ak yéen ñëpp waaw di ñëw docteur Ma comme digital parti réew mi yéen ñëpp ñu ngi leen di koy may di leen béggee réew yàlla waaw mburoog soow ñu ngi leen koy may ayca moo nekkoon kii bi réaction bi jéem a ayca ñu dem ba beneen yoon neex na tey ji ma neexoon rek teg affaire bi nii muy dem cat topp yàlla bu leen cat topp waay ayca vive allez